vous avez des téléspectateurs aussi il faut les respecter minimum waaw s'il vous plaît waaw d'accord dañ jàppale waaw s'il vous plaît yéen ñëpp respecter leen téléspectateurs yi je suis désolé Khady voilà. Voilà. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les lions du handball sont des femmes à féliciter. Parce que merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle aussi, s'il vous plaît. Voilà, permettez-moi de terminer en beauté, s'il vous plaît. Voilà, je rappelle que nous avons amon mbekté, s'il vous plaît. Je rappelle que nous avons amon mbekté dans le petit plateau bi Madame Thérèse Faye Diouf, moi coordonnatrice convergence des jeunesses républicaines, directrice kuréel gi ñu duppee agence nationale waaw dugal leen ma jëngal ba ñu jeex parce que ñii dafa mel ni permettre leen ma terminer en beauté au moins بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله wala àdduna diggée ni danga fii sax wallaahi nax nga sa bopp àdduna kenn du fi sax allahu akbar alhamdulillah bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin ñoo ngi sant yàlla di julli ci sangu-sang yi di Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam mbokk yi ñu ngi am mbégte ñëw ak yéen ci kàttanu yàlla seen émission bii di ndénkaane ñu ngi nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi di ñaanal way tawat yàlla fëgg seen bopp way dawlu yàlla yërëm leen ñun ñu fi desandi yàlla ñoddi fan yi te wéral cër yi ñu ngi nuyu soppe xarit am di jàmm képp koo xamante ne bu nu àddoo ngay teewlu ñu ngi lay nuyu di la ñaanal jàmm sutura xéewal gu sax dàkk yàlla na ko yàlla def ci yéen di ñaanal sama rakk ji Fall Njaga fee mu tëdd ci suufu caaro yàlla na woyof ci kawam yàlla na xippe ji aljanay firdawsi ñu ngi nuyu njabootam di nuyu ay soppe ma ki xaritam di wax ni yàlla na yërmande yàlla nekk ci kawam ñu ngi nuyu ñi nga xamante ni ñoom la ñu àndal ci plateau bi ko ci mel ni Mohamed Diop sunu moom ñu ngi koy ñaanal jàmm Diop di la ziara ñu ngi feddali ko la rek suñu diggante ak ki nga xamante ni Maam Jaara Pune Fashion ñu ngi koy nuyu moom it di ko ziara am mbégte dalalaat suñu bàyyi gawsu fii ci plateau bi moom it mu fas yéene ànd ak ñun comme ni mu koy defee ci xam-xamam bu rafet ñu ngi lay nuyu bàyyi gawsu di la ziara di la ñaanal jàmm di nuyu mère Thiama l'infatigable Thiama ñu ngi koy ñaanal jàmm di feddali ko la suñu diggante ak moom di ko nuyu di ko ñaanal jàmm di wax ni mauve bi saumon bi saf na marron ñu ngi lay ziara ñu ànd studio 2 jëli li nga xamante ni moom mooy revue de presse bi ak Modou Mbacké Niang Baalo waaw kay soxna Mama Ba noo def mbaa yaa ngi am jàmm waaw ñu ngi lay ziar bu baax naka suba si ñu sant rek alhamdulilah tabaarakallah macha allah naka ndekki li mbaa xumb na lool waaw daanaka dañ cee xaw a laal tuuti rek kon nag bismillah lan nga ñu indil waaw kay lëxës fees tey ci yéen kaay yi xëy di gën a sakkan na lool l'Observateur lañ koy tàmbalee xëy na ñëw ci li nga xam mooy plan Sénégal émergent bi nga xam te ne bi moom la président Macky Sall bëgg a sumb deuxième phase bi fi mu toll ni tembe ña nga ca Paris bëgg faa jàkkaarloo ak li nga xam mooy groupe consultatif bi xaar ay bailleurs de fonds yëglekaay bi nee na 2850 milliards le président Macky Sall bëgg ngir nag financer deuxième phase du plan Sénégal émergent yëglekaay bi yëmu ca toj na faram fàcceem 1984 ba 2018 enjeu bi nga xam am na ko moom li nga xam mooy groupe ba nekk ca Paris waaye tamit 7 secteurs yi nga xam te ni bii fa la président Macky Sall dugal loxoom ca mooy mbirum njàng mi wàllum mbay mi mbayum noor ak mbayum nawet ndaka noonu lu jëm ci mbirum finance bi
maanaam waaye itam lu jëm ci mbirum paju gi lii mooy bànqaas yi nga xamante ne bii fa la président Macky Sall bëgg a jëmale lu soxal deuxième phase plan Sénégal émergent yëglekaay beneen La Turbine moom itam ñëw na ca ndaje may am ca Paris muy groupe consultatif ba yëglekaay bi nee na fi mu toll nii Karim Wade day demu fa waaye turam ma nga fay lëmbee ndax Karim ab bataaxal la bind bu rëy daal di koy jébbal gars yi nekk ca Paris nee na leen daal yéen dëgg la jox ngeen président Sall alal ju bari waaye nag ñëw leen Sénégal ngeen càmbare ko def audit xool ba xam alal ji ana fan la ko teg ndax fi ne ni réew mi bor yi bari na réew mi biime na kaddu Karim Wade ca bataaxal boo xam bind na ko ñii di opérateur économique ya nekk ca diwaanu France Google wax si pop moom itam jaax ci wàllu guddi mel yëglekaay bi nee na président Sall gouvernement am ña nga ca Paris 4684 milliards la gars yi bëgg Karim moom ma nga yor ab jumlaam di taal ci kaw Macky Sall nguuram kan daw PDS bi nee na réew mi naatul nooyul neexul foolaal mi ngi metti saf woppus màgget te itam bor yi bari na lool te kat suñuy sët ak sëtaat ñoo koy wéy di fay kon dañoo war a xool li ñuy lepp fu ñu koy dugal kon nañu auditer état bu Sénégal xool indi finance publique ana lu ca président Macky Sall def Vox Populi xëy wàllu guni mel laas moom dafa xëyee coow li nga xamante ni bii moo am ca Crédit Mutuel du Sénégal yëglekaay bi ne foofee dañ faa fal Mbaye Dione comme PCA waaye Mbaye Dione moomee de fi ñu toll ni tembe nee ñu bu ndefu ndànk day daañu ko fa génne ndax nañu daal persona non grata syndicat ba ñoo ni mukk Mbaye Dione na leen abal lii moo tax coow laa nga ni coboy yëglekaay beneen Les Échos moom itam jaax ci beneen wàll Moustapha Guirassy moom moo dal ci kaw président Macky Sall dal yu métti métti Guirassy député bi nee na président Macky Sall barki démb bind na ab livre bu rëy la bind di wax boppam di wax jaar-jaaram Moustapha Guirassy nag nee na dëgg la président li mu bind nekkut ni dañuy xaar bind ci moom waaye li ñu ko dénk muy Sénégal la war a wax naka la ko yore ak it buñ ko dénkaatee naka la ko nar a doxale waaye lépp échec lay nuru moo tax Macky Sall bind livre di wax boppam waaye fekk na soxlawun ab gaynde waaye soxlawun tam guerrier kin soxla mooy ci réew mi kuy faj ci naqaru askan Sénégal waaye tam sauver Sénégal fi mu nekk ni guuta Guirassy jàpp ni président Sall dafa échec juróom-ñaar at baak léegi Macky ci bopp réewum Sénégal Le Quotidien moom it ñëw ci beneen mbir ñëwaat na ci lu soxal kii nga xam mooy Ousmane Sonko li mu wax jàpp ni jot na ndaw yi fagaru kef kem kattan dugal seen loxo ci koom-koom réew mi waaye itam ëllëgu réew mi Ousmane Sonko ci yéene kaay Le Quotidien yëgle kaay beneen Libération moom ma nga ca la patrie avant le parti wala rupture bi nga xam président Sall doon na ko woote yëgle kaay bi nee na cool Prodac ba léegi jeexagul 29 milliards ni meng ne menteñ Olof Njaay nee na ci ñu foqul ba nut yax ba ca rekoon ni meng kon faaw ñu woye ka doon togg du kenn ku dut Mame Mbaye Niang gaay mu àndal of nag ubbi na enquête ci wàll wi yëgle kaay bi ni dëgg la léegi ñu xam ñan ñoo luubal alal ji mbaa ñu xam ana fu mu ko dugal surtout moom ñëw ci beneen wàll moom nee na élection présidentielle li bu ndefu ndànk dana am nux maanaam luubal lañ jox ti moo tàmbalee am ay da mboo jàpp ni dëgg la président Sall day mi ngi wax naan daa bëgg lu leer waaye daa am jikko ji nax day mat di ëf lii xeeñ ñii nekkut jàmm càcc élection yi la ñu nar ay da mboo ci ne kaay source ma ngay wax anam gi ni compté mbirum parrainage bi suñu làmb moom ma nga ca làmb ja wax na ci Eumeu Sène mi nga xam te ni bii moom la ANPS daal di jox raaya wi mu nekk meilleur lutteur ci Sénégal wane boppam moom roi des arènes bi teewet ga itam jàkkaarloo bi am diggante Lac 2 ak Boy Niang 2 suñu làmb nee na Lac 2 se défoule sur Boy Niang 2 maanaam daal Lac 2 dafa wane boppam dëgg ci kaw Boy Niang bëgg ko nappaaje jàll la gis yëgle kaay bi ni Boy Niang nee na ko dugg naa géeje waaye dugg faak ndam duggaat faak ndam danaa fa duggaat naa la daan Lac de Guiers ni ko déedéet tey fa nga doon dal ak fi nga dal tey bokkut moment ba jeexale ko ci l'Observateur bi nga xam te ne bii dafa xëyee njombe bu am ci daanu Ziguinchor foofee benn rëbbkat moo faat bakkan doomu aadama rëbbkat bi ab pompistelam yëglekaay bi ni mi ngi tudd Sarafin Biagui moom daal dem na rëbbi ca àll ba gis nit daal di koy jaawale ak golo daal di koy dóor bal may laajte ba xam doy na waar ndax mérité na rëbbam déet kooku moom xam naa foofu rek la ñuy tàmbale ana lan la doon def ba di jaawale nit ka golo daal gëlëm wala bët yee baaxul doy na waar loolu doy na waar ndax daal nee na da koo séen ci buisson maanaam ci ñag beeg yooyu mu jàpp ni golo la mu jàpp ni ab singe la mu daal di dóor bal finalement ba muy xam nit la ko door fekk na bay wéy na mbuus na bàyyi rëbb nag comme mënta xàmmee goloog nit moom na bàyyi rëbb même sax bu doonte maanaam ab golo la xanaa bala ngaa tiire war ngaa mën a xool bu baax leerlu comme que àll bi ni ngay rëbbee la keneen mën a nekk rëbbe ngeen dajee ci àll bi kon xool maanaam daal tey mu am solo tey dafa am solo loolu moment ba leneen maa ngi dégg nga ne OFNAC liggéey bi fu mu toll mbaa mi ngi avancé ñu ngi saytu ñi nga xamante ñu ngi luubal alal réew même déet waaw lii de moment ba lu ñëpp doon xaar la ndax bu fekkente ne président Sall dafa wax ne
rupture ak bonne gouvernance waxoon la patrie avant le parti maanaam moom du làq kenn du farfarloo kenn. ñu dégg ne ci nguuram am na lu toll ci 29 milliards yoo xam ne na meng ca ba léegi enquête amul kin tuumaal ni moo ko def mi ngi dox ay soxlaam tey nag OFNAC moom dugal na loxoom ci wàll gi xanaa kay lépp di xaar mooy mbir mi leer te tam ni bu mel ni la fa njëkkoon a am ci enquête ndax bu fàttali ko amoon na fi enquête bu amoon ci rakku président Sall muy Alioune Sall enquête boobu daanaka ba léegi génnut kenn xamut lu ca nekk ak fu mujje kon daal li gars yi sàkk mooy xëy na leeraa nga am ndax bu doonte benn dërëm tamit askan Sénégal moo ko moom kenn waru koo aakimoo di bàyyi askan wi leer la ci ñëpp di xaar. ci ñu koy sàkku émergence bi moom war naa gaaw de law nag ñëpp jot ci. waaw émergence bi war naa gaaw waaye ku mel ni ki Moustapha Guirassy moom dafa jàpp ni émergence bi ay wax la waaye amul ndax dem lépp alal ju baree bari ci xëy na fa nga koy def du jur nekk lu gën noonu tam la Karim Wade gisee ba tax daal dinay bind moom bataaxal la bind ñi nga xam ñooy bailleurs de fonds yi naan leen li ngeen joxoon président Sall 2013 ca groupe bu njëkk ba demoon ca Paris nan ko càmbar audité ko ndax fekkente ni Macky Sall mi ngi leb alal ju bari mi ngi ba leb alal ju bari pour réew mi ca ba léegi réew mi doxagul bor yi bari na njàng mi doxul paju gi doxul gerew yi bari ci réew mi kon alal ji fu ñu ko def moo tax Karim dafa sàkku ni moom daal noonu audité président Sall la nduppee ay finances publiques am nan la ko doxale bala ñu koy joxaat beneen financement. jërëjëf Modou Mbacké ñu ngi lay ñaanal kendal ak jàmm. amiin ñu bokk moment ba ñu bokk yandu jàmm. jërëjëf Modou Mbacké Niang borom santu neexoo ñu ngi koy ziara di ko ñaanal jàmm di ko wax ne bëccëgu jàmm ñu ngi ànd ak mbokk yi comme niñ koy defee dugg ci li nga xamante ne moom mooy revue de presse bi ak seen i gis-gis Mohamed juba nee na tuuti doomu caam waaw ñu ngi lay ziara yaa ngi koy jàppale ñu ngi leen di nuyu bu baax. en tout cas moom marron bi saf na daal macha allah. moom lañ joxe ministre bi affaire l'islam bi. macha allah mën naa nekk de. mën naa nekk maman ëpp ko compétence te mën na ko. mën la nekk ne ba pare. amin allahumma amin juba. ñu ngi nuyu ñi ñu bokkal plateau di si jiital suñu waajur. Baye Gawsu. di ko ñaanal yàlla na yàlla dolli ko taxawu sàmm ko. amiin di nuyu suñu yaay Mère Thiam. waaw maasal di nuyu sama yaay. moom rek nga bëgg a jur lu baax da ngay bëgg ñëpp bokk ko ak ñëpp. moom rek nga bëgg a jur Thiam. ay ñoom Mouhamed Tall ay ñoom. Thiam nag yaay sër la. yaay sër la day ëmb. jural ñëpp Thiam man kii laa ëmb. kon baax na kon sa yaay. di nuyu di la yóbbante nuyoo ci sunu yaay. waaw Adja Fatou mi ngi lay nuyu Adja Fatou di nuyu maam Diarra. mbirum yéenekaay yi li ñu xëyee tey. li ci gën a bëri mbiru politique la. mais politique boo xamante ni xaw na laal ak askan bi. parce que 2013 lañ demoon présenter plan PSE bi. ñu delluwaat fa pour xool nan la ñu war a defaatee luy mottali deuxième phase bi. effectivement taxaw jàngat dafa am solo ci lépp loo gis. 2013 dem nañ wuti ji xaalis ñëw nañ mais est-ce que ñi taxoon ñu wuti ji ko yi ñu ngi ciy yëg seen bopp. c'est man toujours question bi may demander moo di ne PSE ñiy def séminaire di def ay études mun na am ñu ngi koy yëg. mais sénégalais bi nekk ci biir këram di xëy di daw dépense ak yooyu ba léegi yëgagul lan mooy PSE ak milliards yi nga xamante ne moom lañ wax moom lañ dugal ci wàllu woowu. parce que tey jii nii population bi ñu ngi dem hôpital pour faju ñuy fekk ñu ngay grève am nit ñi lu ñuy revendiquer. école bi niki noonu tamit bërki démboo Njaay la ñu gis inspecteurs yi ñuy grève yàggul tuuti ministre génn di wax que ni boru Sénégal Sénégal am na li nga xamante ne mooy bor. tey man en tant que sénégalais li may demander moo di ne loolu ñu ma bëggal man wax ne ci man la war a feeñ te ba léegi gisuma ko ñuy demaat di wutiwaat luy mottali première bi te man ba léegi gisaguma jeexintalu première bi xanaa di dundee yaakaaru ne damay jëflanteeg baykat boo xamante ne dugal na ji bi ci suuf bi may xaar dina ñëw mu jebbi. en tout cas nañu xam ne Sénégal war na dépasser fi mu toll nii. te loolu ñu ko yore tey jii nii ñoo ko war a gën a sóor parce que ku nekk bëgg na émergence mais émergence boo xamante ni ay boraki yooyu
moo koy kii wala foo bës mu ngi metti en tout cas war nañ gën a xoolaat ni nga xamante ne moom la ñuy doxale leneen li mooy li jëm ci wàllug li nga xamante ne mooy réew mi d'une manière générale man li may wax rek moo di ne tout le temps nañu gën a bàyyi xel ci kàddu yi nga xamante ne moom la ñuy weccoonte en tant que ci biir langue politique bi parce que loolu mooy liy jëmale réew mi li nga xamante ne moom mooy kanam loolu rek laa am na solo rafet na Baye Gawsu déglu nga revue de presse bi déglu naa ko et puis bés bu nekk si même wax laay dégg presque bés bu nekk mais man lu ma retenir ki affaire bi yëpp dégg naa benn américain di ne Sénégal bokk na dëkk yu ñu gën a dimbale ci àdduna te ñun en tant que population gisuñu dimbale yooyu loolu moo ma jaaxal def naa suñu dirigeants yi duñu xamuñu wala dañu négliger priorité te ku amul def naa priorité moo gën a am njëriñ ki moom loo xam ne kenn war na ndékki mu am ndékki war na añ mu am añ war na reer mu am reer def naa priorité feebar am fooy faju nga mën a faju def naa yooyu lépp lu ñu def rek tant que commencé ñu priorité échec lay doon man daal loolu laa gis loolu nga ci dégg revendication yi ñuy bindee am na solo jërëjëf Mame Diarra déglu nga revue de presse bi sa gis-gis ñu ngi lay fay yëpp man nag sama gis-gis te comme li may faral di wax rek Sénégal moom am nañu yeneen priorité lu mooy politique dañu war a nag bàyyi politicienne bi te taxawal politique bu seen fi ne nii ñun loolu lañ soxla politique boo xam ne politique bu seen la bu dëgg bu leer nañ ndax defe naa ni émergence mënul gën a fort loolu lu leer nañ transparence lépp leer loolu moo gën ñi nekk fii ku ne instant yi ma xam naa ne balaa élection yi di jot bay jeex moom dinañ sonn lool ak politique ñun am nañ leneen lu ñu war a gérer loolu politique man bëgguma tout le temps ñuy wax politique Sénégal dañoo dépassé loolu léegi dañoo ne si leneen beneen bi may wax aussi ci ki nga xam ne dafa rëbbi woon maman xoolal nit mu toll doomu aadama nga naan da ngay rëbbe ba di ko jaawale golo dafa am yoo xam dañ ko war a seetaat te bàyyi suñu xel ñuy fowe man sama xel mënul nangu ne dama koo jaawale golo loolu sama xel mënu koo nangu est-ce que amuñu woon ay problème wala dara wala je ne sais pas mais xool nit rek ne dama dugg si buisson yi ma jaawale kaa golo loolu moom xel na ma sama xel mënu koo nangu beneen bi may féliciter Eumeu Sène sama xarit la moom macha allah maa ngi koy féliciter bu baax a baax di ko ñaanal yàlla na ko jik moom sama xarit la Sénégal nag wax dëgg yàlla fi mu ne nii dañoo war a émerger intellectuellement waaw macha allah am na solo jërëjëf Mame Diarra dañuy ànd ak mère Thiama sa gis-gis yi mère Thiama soj nga tey dama xaw a soj massa dama jël congé massa waaw man boo paree ëtt nga doog a dem congé Mayta moo la jox congé wala Mansour dañ ma jox moo la jox congé soj mënu ànd ak wax soj daal feebar la te da ngay faju rek te waaw su ma paree boo paree ñu suppal la ba nga supp ma suppal jox ma enveloppe rek ma tane sama doom wax na ne li may faj moom kon moom xam na sama supp enveloppe lay médicament yéen a xamul sama médicament yéen saa nga xam sama médicament supp enveloppe la moo lay faj mu ngoog kon baax na dama la bëggoon jëndali kii rek bëgg jox ko Mayta ndax xam naa ne elle est disponible waaw jëndal ma waaw ñu suppal la waaw wéeral nag tànku nag yi ndax supp oom gën a neex tànk oom bi ngay jël ak yeelu xar maa ngi koy may Tafa Sarr kii Matar Sarr suur naa maa ngi lay nuyu bu baax maman di nuyu Mame Pa Gawsu président di nuyu Mame Diarra di nuyu ministre bi yor affaire islam bi te Macky def ko kontaan bientôt inchallah di ko ziar bu baax di nuyu caméraman di wax weekend bi sori na namoon naa leen man li ma jël revue de presse mooy Karim Wade mi wax nañ audité Macky Sall loolu ma xaw a jaaxal moom yow yaa ngi soccoo yelli lii tamaguñ la ngay jiiñ keneen ndëmb moom ñu ngi ko dimbali génne ko yóbbu ko duwaa tëjuñu ko fi dara Macky génne ko mu nañ audité Macky lu mu def ñu koy audité moom Karim audité moom ñu fi nekkoon ak kilifaam boobu moom mu jëloon suñu xaalis ñaata milliards
ñu xaw ma dañ koo baal xaw ma baaluñu ko maa nañ ñu audité te Maman Marie Sénégal dañ ma jaaxal dégg naa ñu naan Macky day dem jëli xaalis indi ci réew mi bu grâce moo ko wax de bu ñu ko joxaat xaalis bu ñu ko joxul xaalis nañ lay liggéey réew mi chaque jour ñu ne Macky chaque jour revue de presse ñu ne Macky def na lii opposition bi def na lii mën daan lépp si jàmm rek laa ko. moo jiite nag waaye nag mooy président xam nga rek liñ naan ku bon bu ki xaj baw la c'est très normal loolu dëgg la moom waaye moom mu ngi liggéey rek. nee naa ko koy nay fenêtre rek wala di jëlale sa ginnaaw bind ci merci ak alhamdulilah jàpp sa njaamu te dem bul gestu loolu rek laa ko wax keroog parce que nit ñi moom kenn mënu wër seen gàmm fi la ñu waxoon affaire nu tuddati ay caméraman ñu ne caméra audiovisuelle caméra yi de surveillance ñuy kaas ay oto blindé ñuy kaas policiers yi génn ñuy kaas te bu problème amee ñu ne ana waa nguur gi ana ñooñu kenn xamul lu ñu bëgg il faut nga wusil wala nga dem tool Sénégal men xaw ma quel pied li ñu naan quel pied dansé loolu tubaab la wax quel pied dansé mais Macky moom na dem rek te bind ci ginnaaw gi rek merci amul problème àddina moo doxee noonu ñu sañu ñu ne waa DTV mais ñu ngi dem de passage mooy nuyu Amacé lañ fal lan meilleur lan. meilleur lutteur de l'année. moom du meilleur lutteur Balla Gaye mooy meilleur lutteur. waaye yow mooy sa mbër. bu la neexee ku ràcc kay jëmale sa boor dafay dëll. dafay dëll am na seen nag lañ wax. ñoom ñoo ko wax loolu la yàlla dogal chaque année dafa am ku bees. at bu nekk ren moom la ko yàlla jox nangul ko rek na saytuwaat kon nangul ko nañ saytuwaat. xam nga nag lan laay bañ parce que xale bu fii damay bañ ñu combat fii ci plateau. dénkaane ndax kii am na par man am naa par sa doom am na far. waaw bul far rek jëlal sa bopp. man de xam naa ragal péete. na may te tëgg combat bi léegi. na ko tëgg man maa ni Balla Gaye ku neex am ñoom bu leen neexee ñu jox ko kooku waaye DTV fii Balla Gaye lañ ko jox. yow da ngaa bëriwul lu bëri de yow Balla Gaye. jërëjëf. at bi moom bëriwoo saison bi jox ko rek yow moomoon nga ko kay boo wàccee joxal keneen mu yëg. moom la ko yàlla jox moom la ko yàlla jox nekk na fi roi des arènes sax kii Amacé. waaw ko dégg rek di seetaan. waaw ëmma la ko yàlla jox. waaw donc ku yaru la ne man dafa ma neex dafa yaru nag moom. waaw mosuma ko dégg mu wax dara. amul benn problème waaye xale bi de moom moo ko yor. yoroon na ko wàcc na jox na ko keneen. dañuy ànd ak mbokk yi loolu la yàlla dogal gis nga nangu dogal suñu borom da ngay noppalu. dañuy ànd dem jëli élément ndax bala ñuy dugg ci suñu thème bi nga xamante ni moom la ñu yëkkati muy coow li thème bi boobu ba léegi mënuñu fexe ba tënk ko ndax importance bi mu am. dayo baa rëy fa tabaarakallah dañuy dem jëli élément bi dellu siwaat ñëw yaatal mbokk yi dugg ak gis-gis yi ndax ñu teel ubbi téléphone bi ngeen joxe seeni xalaat ñu ànd jëli élément. lu ëpp téeméeri million wu nit yuy sëy ci réew yi nga xam ne ni dañoo nekk ci développement mënuñoo am doom li ni mel nag kuréel bi ngànk wàllu wér-gu-yaram ci àdduna wërgal képp moo ko xamle lu si bëri day dal soxna yi ci réewum Afrique na dañoo am ay infection yoo xam ne fajuñu ko. Environ 85% des cas d'infertilité sont dus. téeméer boo jël ci ñàkkum jur gi juróom ñetti fukk ak juróom yi MST yi moo koy waral ak infection yi nga xam ne traité wuñ ko loolee nag tax prévention bi dafa am solo lool ndax mbëbët yi nga xam ne teg nañ ko mu mën a antu. Et constitue l'un des objectifs principaux de la campagne. ci Afrique soxna yooyu nga xam ne mënuñoo am doom dañ la ñuy beddi te yenn saay sax seen jëkkër moo jaasid. Bien que 50% de l'infertilité. téeméer boo jël ci ñàkkum juru couple yi xaaj bi góor ñi la jigéen ñi nag doon ay victimes ci beddi gi ñu leen ci beddi dañu war a nag ñaax sunu góor ñi ngir ñu mën a waxtaanee seen ñàkk mën a am doom bi te wax leen ni responsabilité bi ci ñaari boor yépp la. est une responsabilité partagée. jaarale ko ci campagne bi Merck Mothers and Mothers soxna yi nga xam ne mënuñu jur doom dinañ leen jàppale ba ñu mënal seen bopp ndaxte dinañ leen jox lépp lu wax ngir ñu mën a jot ci éducation xibaar ak wérgu yaram yenn ci yu mel noonu. Grande était ma joie lorsque nous avons commencé avec. dama amoon mbégte loolu bi ñu commencé projet bi nga xam ne dafa jëmale ngir taxawal ay commerce jëmale ko ci jigéen yi nga xam ne amuñu doom te it ñu daal leen di tàggat ngir ñu mën a téye projet yooyu
liggéeyee ndax loolu mën leen a andil dara ba tax duñu soxlaal kenn dara. Revenu et devenir indépendante. tey jii ñoo ngi toll ci juróom-ñeenti soxna su njiitu réewu Afrique yoo xam ne jaaxale ko ci juróomeeli édition Merci Africa Asia Lumineeri ñu jël engagement li ni mel nag ngir ñu ut ay saafaraal ci lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram askanu Afrique ak bu Asie. Ces malades sont une véritable. feebar yi lu metti la ci ñi nga xam ni ñoom la dal lii nag doon ab défi boo xamante ni ci dëkk yu bari jëm ci wàllum wér-gu-yaram bi dañu war a gën a boolewaat sunu doole jëmale ko ci sensibilisation yi ñuy def ak prévention yi jëm ci traitement bi ñu nag sama sœur yi ak sunu partenaire fondation bi war nañu gën a wëyal xeex bi. Continuons le combat. jàngat yi ñoo ngi firndeel ni que réew yi nga xam ne ñoo gën a ndóol daanaka fa lañ ëppee li mu ñi amee feebar yoo xam ne duñu wàlle yooyu les feebar waxtaane nañ ko. En Afrique les études lu ëpp daanaka 1 million ci ay cas yu yees ci cancer fii ak atum 2030 te la ci ñeneen ñàkk ay bakkan war na jege téeméeri junni yooyee feebar daanaka bu ñu génnee sax. ci complication yi muy joxe jëm ci wàllu cardiaque wàllu rein ak yeneen yu aju ci wàllu neurologie mu mel ni sax la koy sooke bokk na ci ñàkk di ndóol ngir ne dépense ya ca aju dafa cher loolu. Elles sont une source de pauvreté. ci yenn askan yi soxna yi su bëri dañ leen ñu tekk ay métit ndaxte mënuñoo jur doom li tax a jug nag campagne fondation Merck bi mooy ñaax askan gi ba ñu soppi xalaat jaarale ko ci gën a dëgëral culture bi jëm ci jox gëdd soxna yi ñu am wala ñu bañ a am doom. jërëjëf si élément bu am solo boobu ñu ngi jaajëfal mbokk yi Baye Gawsu dañu ne li gën a bëri ci infertilité bi ci jigéen ñi la dégg naa léegi ci biir élément bi ñu seetaan ni muy MST yi bokk na ci cause bu mag buy indi infertilité bi. waaw effectivement bokk na ki parce que am na MST yoo xam ne du metti donc mun nga ko am tant que defuñu la analyse doo ko xam. wala boo ko xamee tamit ça c'était dina nekk trop tard fekk yàq na lu bare loo xam ne kenn mënu ko réparer loolu moo tax MST yi bokk na première cause. waaw première cause buy indi infertilité. waaw te li ci gën a bëri mooy ci jigéen ñi rek lañ koy jiiñ te c'est partagé je crois. non xam nga lu tax ñu jiiñ ko jigéen mooy ëmb. mooy garder xale bi ba mu am 9 mois mu ñëw. donc góor du ëmb. donc comme xam-xam yi demul trop ci biir yoon boobu yaakaar ne jigéen yi ñooy cause yi loolu la góor yi di yaakaar. dégg nga da ngay gis sax koo xam ne mu xuloo jabar ji mu ne yow xam naa ne yaa ngi naan pilule yaa ngi naan nangam nag bugguloo jur nangam donc ñàkk xam la rek. ñàkk xam moo tax ñu giñ jigéen ñi mais nag dégg nga tout à l'heure mu nekk la cause est partagée. dégg nga. am na une partie góor yi la une partie jigéen yi la. mais comme jigéen moo indi. doom d'angor mu ne moo tax moom lañ koy gën a jiiñ. voilà xam nga li tax ma ne MST yi mooy dafa wax yaa ngi koy wax léegi mooy jàngoro yi nga xamante ne dafay nekk ci nit ñi di parfois day feeñ bu dee jigéen am na ci ñoo xamante ne xasan lay def bu dee góor am na ci ñoo xamante ni day def écoulement ak yeneen façon mbaa seen awra di am yenn loo xamante ni bokk ci ndax damay faral di wax ne dafa am partie yoo xamante ni bu xasanee rek demal seeti docteur. lu mel ni tënk loxo lu mel ni làmmiñ lu mel ni yenn cër maanaam fépp fu amul karaw saa yu xasanee rek boobu moytu am na jàngoro bu fa nekk. dëgg la waaw léegi nag li ci gën a doy waar mooy góor ñi am na góor ñoo xamante ni ñu baal ma da nga leen di gis à tout le temps ñu ngi wokkatu te du ñu njort ni peut-être am na jàngoro bu nekk si ñoom. waaw effectivement comme nu ma ko waxee sànq rek. tant que effet bi nekkul lu leen sonal. ñu gën a bari dañu koy sooxaale. noonu problème sénégalais la nag. mais ki jigéen ñi nag la gën a feeñ parce que jigéen ñi. saa yi boo dem ngay gis lu ñuy wax perte blanche. leucorrhée dégg nga leucorrhée ñu bare xam nañu ne am na yeneen façon leucorrhée boo ko amee rek da nga xam ne vraiment. infection bu kii la il faut nga jóg dégg nga. mais am na perte yoo xam ne jigéen da koy am. à la veille des règles ou après les règles yooyu c'est normal. dégg nga mais
comme c'est normal boobu ak c'est pas normal bi ñu bari dañu koy duñ ko xàmmee duñu ko xàmmee loolu te nag muy jëkku ñu bari waaw mais góor yi tamit góor yi tamit am na comme nu nga ko waxee sànq am na wakkutu yoo xam ne boo ko gisee rek souvent da nga il faut nga dem gis docteur yi seet sa bopp pour ñu faj la parce que boo ko defal comme chlamydia ay yooyu boo ko teel faj du am benn problème mais bu demee ba mu jëkku la souvent day indi infertilité day yàq conséquence day indi infertilité am na solo Mame Diarra infertilité ngi noonu sa gis-gis waaw infertilité moom nekk na loo xam ne vraiment dafa metti na ba foo ko natt rek weesu na fa ndax ku nekk boo sañoon fi ngay sëy danga fa am doom ndax dañu naan doom bonus la ci sëy mais nag wax dëgg yàlla doom trésor la te jigéen ñi dañuy dund moment lu metti ndax da ngay gis des fois sax góor moo koy am mais du nangoo faju dañuy léegi ñu jàpp ne yow la ngay dund lu metti te léegi booy seet sa lu ci ëpp nag ci góor ñi la dañ koy buux jigéen rek waaye léegi lu ci ëpp soo seetee ba seet ci góor ñi la mais buñ ñu ko mënoon yombalal ñuy nangu di faju xam nga couple complémentarité la jigéen ak góor dañuy c'est des êtres complémentaires dañuy ku ne dafay compléter sa morom léegi pour yombal sëy bi ak neexal ko ñun ñaar ñëpp nañ ànd dem bu ñu àndee dem ci lay gën a facile te ci lay gën a neex aussi ñuy communiquer parce que sëy yu bëri mu ngi tas maman te ñi boo nee lan moo leen jote sax duñ ko mën a expliquer parce que nekk na loo xam ne cuisine interne la ci biir la doo mën a jàkkaarloo nit ne ko lii laa joteeg sama jëkkër dafay xaw a du neex a nettali dëgg la dangay am sax kersa pour nettali ko yow léegi tey boo demoon ci ku mel ni Baye Gawsu bëgg koo laaj lan moo tax nit ñi mënuñu infertilité di am lan nga xalaat ne moom la lan nga ko mën a laaj fi mu toll nii man li ma koy laaj rek li ma ko mën a laaj mooy da ngay par couple ngay soigner wala nit jigéen day ñëwal waxam wala à part wala góor à part wala yow par couple man daal jigéen bu ñëw ne ma sëy naa ay at awma doom lu ma ko jëkk laaj dégg nga est-ce que mu ngi gis règle normal dégg nga bu ma nee waaw est-ce que mus na def échographie pelvienne mooy rajo la boo xam ne day wone sa naq lu fa nekk kyste mun na fa nekk comme myo mun na fa nekk te yooyu yëpp bu fekkee ne ni jigéen jaar na yooyu bu ma wonee loolu ma door a wax ne est-ce que sa jëkkër def na spermogramme moom dañuy jël maniou bi seet ko microscope bu fekkee ne am na spermatozoïde bu fekkee ne am na spermatozoïde wala amul yooyu yëpp bu ma ko laajee bu fekkee ne joxe na résultat yooyu yëpp dégg nga dama koy laaj mu def ECBU c'est-à-dire pour seet ndax amul infection quelque part bu fekkee ne def na yooyu yëpp indi man la avec ces résultats là mun naa ñaaw njort mu ne lii de defe naa lii moo tax amul doom parce que jigéen bu passé 25 ans dem ci kanam dégg nga elle est exposée à beaucoup de choses surtout bu amul jëkkër parce que à partir de 25 ans jigéen dafa mel ni garab bu am fleur yëpp tax mais bu demee ba yàgg fleurs yi dañuy commencer faane ba mu àgg 45 ans bu passé 45 ans rek elle a moins de chance pour mu am doom mais jigéen tant que mu ngi gis règle mun na yaakaar am doom dégg nga donc loolu je travaille sur ça avec le résultat clinique dégg nga bu ma indi résultat clinique à partir du résultat clinique tout de suite mun naa engagé dégg nga jéem a ko jox garab nekkoon tamit il faut nga indi parce que am léeg-léeg góor yi tamit seen spermatozoïde du doy lu ñuy wax oligospermie bu fekkee ne doyul au lieu de 15 millions yaa ngi am 7 millions wala 6 millions dégg nga y a peu de chance que nga mun a féconder sa partenaire donc yooyu yëpp am na possibilité pour développer spermatozoïde pour mu gën a bare mu am chance mun a féconder donc faj ñaar yi mais ce qui est malheureux góor yi ñoom tant que ñu ngi mën a sëy crois que tout s'arrête là du ñu nangu sur 100 góor
90 yëpp du ñu nangu ñëw man dara jotuma loolu la ñuy wax man dara jotuma yëguma dara suma yaram dara jotuma donc demal faju ji donc c'est ça c'est pourquoi c'est difficile dans des situations comme ça. kon yow su ma la déggee. balaa ngay faj nit il faut que mu andil papier ay échographie spermographie yooyu ko doo koo mën a faj. dama koy poser d'abord ay questions bu répondre questions yooyu yëpp dégg nga lu may mottali mooy résultat clinique yu ma indi yooyu daf may dimbale lool ci suma liggéey bi. dégg nga parce que mun na nekk kyste comme mun na nekk fibrome. dégg nga yooyu yëpp boo ko fajul mun na tardé. pour mu xam fan la mbir mi bañee. exactement foog ñaar yëpp ñëw. waaw dëgg la loolu laay def. waaw Mohamed. léegi tamit Mame Boye par rapport ak dafa mel ni que nit toujours ci mbiru ñàkk doom buy am yitte bi ko soxna si ti jox fekku ci ku góor yaa ngi koy junju si sa biir yi wax. léegi est-ce que mën nañu wax ak góor ñi surtout ñuy seetaan parce que man dama doon méditer ci verset bi yàlla subhanahu wa taala di wax ne yaxruju min bayni sulbi wa taraib que ne ndoxu góor dafa am fu muy jaar te fépp foo xamante ne lu liquide di jaar léeg-léeg mu am lu koy loo xamante ne day am jeexintal ci moom wala loo xamante ne da koy fatt wala loo xamante ne da koy kii pour juste góor ñi ñu xam ne nekkul ne soo yëgee sa bopp ci biir loo séq ak sa waa kër rek jàpp nga ne lépp baax na parce que ndox léeg-léeg mu jaar ci suuf su am ban bi jaxase ko ba dootul leerati ni ki noonu tamit ndoxu góor noonu lay jaar yan cause mooy sabab ba li nga xamante ne mooy sperme yi li mu waroon a bëree du ko bëri ak lan la góor ki war a moytu ba nga xamante ne mbir yooyu du ko infection comme sànq ni ñu ko waxoon am na infection yoo xam ne mun nga ko am te doo ko yëg doo ko xam loolu tax boo demee seet sa bopp mun na résultat bi mun na la jox yaa ngi am infection wala amoo parce que am na infection bu demee ba yàq dara rek pour réparer ko c'est un autre problème donc loolu tax de temps en temps góor war na dem def bilan général ECBU dégg nga pour seet ndax amul infection quelque part ki yaramam dégg nga infection boobu mun na metti comme mun na bañ a metti dégg nga donc bu metti wala bu mettiwul tamit jar na nga faj ko parce que feebar kenn du ko yar boo ko yaral rek mu ëpp loxo am na feebar yoo xam ne bénigne yoo xam ne c'est rien du tout dégg nga mais boo ko bàyyee sa yaram mun na jur yeneen yu gën a grave donc looloo tax góor yi war nañ seet seen bopp dégg nga c'est pas seulement nga mën a remplir sa rôle de l'homme dégg nga que tu n'as rien déedéet loolu sans que suma mardi passé waxoon naa ne gis naa benn couple bu séparé couple boobu dama ko man maa leen doon ñaanal sax garab dégg nga ba yàlla def mu am doo bu góor dégg nga mais bu mu vacciné ñu ne ko demal vacciner sa doom bi pour nga bañ a contaminer ko parce que da nga am antigène HBS dégg nga jëkkër gi bu mu déggee loolu mu def recherche ki internet ñu ne ko hépatite feebar sëy la dégg nga accusé jabarom d'adultère te moom ci boppam moo ko indi deful sa analyse ndax moom la wala du moom nii la seen sëy di tas mu jiñ donc ñàkk xam la dégg nga am na maladie yoo xam ne nit mun na ko am sans mu def loo xam ne yàlla bëgg mooy yàlla waaw sans mu mooy voilà foofu sax laa bëgg a rebondir ci affaire infection yooyu ban cause mooy faral di indi infection yooyu manque d'hygiène daal yu gën a bare cause yu gën a bare dina jaar ci manque d'hygiène ñàkk raxas sa bopp set boobu moom nit ku nekk war a nga set nu mu waree mais bu manqué tuuti rek infection mun na am fekk man gis naa koo xam ne sont vierges mais am nañu infection waaw dégg nga te am na infection yoo xam ne sax c'est tellement facile de les soigner à temps bu fekkee ne nit ki teel na jóg mais boo bàyyee ba mu ëpp loxo alors ça devient plus difficile. bala ñuy ñëw ci saama ñàkk set boobu dafay parfois day faral di am ci ndox yi ñuy raxasoo wala wanag yi ñuy toog pour dem moo xam lu ñuy def parfois soit
tuur ndox la wala leneen la maanaam bërëb bi ngay toog ak ndox mi ngay utiliser ak li nga xamante mooy sa linge de corps yi nga xamante ni moom ngay sol parfois nga gis ci ligne yi slip bu fa fanaan 7 fan ñu baal ñu parfois nga gis nit koo xamante ni dafay ñëw bëgg a tuur ndox rek daw fekk benn ndox bu taaju rek nga jël ko laxasoo ko xamul lu fa nekk waaw xamoo lan moo ci nekk bala nga dem doxi ba ñëw sa loxo tilim nga ñëw raxas sa kanam yooyu yëpp bokk na ci liy indi salte bi loolu dëgg la loolu am na caama waaw li nga fi wax yëpp koy dégg naa man damay bëgg a laaj Pa Gawsu ni ko moom li muy fajee day joxe garab wala lan lay joxe noonu pour jigéen ñi ñëw ci moom parce que xam nga léegi waxoon nañ fi affaire médecine beeg maaman yi da ngay gis ku dem topp maaman ba jur doom boo xam ne sax da nga naan doom bi su ma yëgoon du ma ko jur léegi yow sa faj ak jigéen ñi sunguf la wala ay reen la wala ay doom la man saa bu ma demee réunion ak sama morom yi bu ñu nee tradipraticien man dama leen wax carrément je ne suis pas tradipraticien wala si je suis tradipraticien mais je suis plutôt phytothérapeute man gàncax rek laay liggéey dégg nga je travaille uniquement avec les plantes dégg nga suma liggéey bi yëpp ci plante la soit mun na nekk xob yi wala mun na nekk reen yi wala mun na nekk gàncax kii xas bi dégg nga wala mun na nekk tóortóor yi sax yooyu yëpp bokk na ci suma liggéey dégg nga kii bu fekkee ne sunguf la tamit sunguf du ma wax nit ki dama jël nga mëkk ko naan ndox du ma ko wax parce que les reins sont très sensibles bu fekkee ne am na lu nga mëkk noonu jaarul normalement mun na boucher reins yi loolu tam man toujours ku ñëw su ma lu ma war a def ko sungu dama koy am naa machine boo xam ne daf koy broyer dégg nga filtrer ko dégg nga ma jox ko nit ki mu def ko infusion mooy jël ndox bu tàng def ko kaas jël kuddu bu ndaw tibb ki sunguf comme kuy def café yëngal ko bàyyil mu yàbbi ba mu sedd tous les principes actifs yoo xam ne war na faj nekk na ci ndox bi dégg nga lu nekk ci suuf rek pëndax boobu dama koy sànni ma jox ndox kese nit ki naan dégg nga te mu gis ki résultat loolu tax mun naa wax ne suma garab yi j'ai 99% de chance de ne pas atteindre les reins. D'accord. dégg nga c'est bien filtré puis nit ki daf koy naan comme effervescence yi muy def léegi yow mës nga faj ñoo xam ne ni fi ñëw dem nañ France faju nekk Sénégal faju ba jaaxle ñu ñëw ci yow rek am résultat man sama ñetteel jabar ma 3e femme laay commencé wax toog na 10 ans amul beneen doom ma ne ko yow lu tax amatoo beneen doom et puis tu vois toujours tes règles mu ne ma xaw ma lu tax ma ne ko fen ñett laa am dégg nga ñetteel bi on a 45 ans de mariage aaw bi on a 50 ans de mariage deuxième on a 48 ans de mariage merci donc bu ma ko laajee mu ne ma jëluma dara ma ne ko kon nag dinaa la yóbbu ki benn docteur bu nekk Point E pour ne pas citer son nom comme publicité mu dem seet ko def ko rajo mu ne ko kii dafa am kyste ovarien d'accord moo ko bloqué ma ne ko est-ce que yow booy dox léeg-léeg nga am crampe sa tànk mu ne ma waaw ma ne kon kyste la docteur bi mu ne ma kii amul benn solution opéré rek la bu ñu ko opéré ma ne ko chez nous kenn du opéré man suma liggéey du ma opéré te mun naa ko faj sans opéré mu ne ma ah boo ñëwee boo amee résultat boobu nga ñëw ma décorer la décorer na ma effectivement ma jox ko garab 2 mois 3e mois mu ëmb bu mu demee passé ko rajo gisul dara mu ne non c'est pas possible mooy suma caat bi sax suma caat bi doomu góor fait 2e année de médecine dégg nga donc exemple bi man lépp lu may def feneen sama kër laa jëkk def balaa ma commencé faj sax ifan dégg nga ku am problème bu ma ko waxee rek pendant 7 ans juróom-ñaar at maa ngi joxe garab sans demander 1 franc à personne rien que pour savoir ce qui est efficace et ce qui n'est pas efficace dëgg la donc
j'ai fait plus de 14 ans d'enquête sur le terrain. dégg nga saa yi bu ma demee ñu ne yéen kenn mënu leen wax secret parce que lu ngeen wax lu ñu leen wax rek boo leen demee rajo ngeen publier que ñëpp bokk dégg nga te ñeneen di dem di ki wuti ay milliards. ma ne non man damaa bëggul lu ñu def suñu maam lu ñu def bañ a réer man gis naa benn paa boo xam ne bu la fase parce que suma maam la sax mun naa wax ne suma maam la dafa ñëw suñu dëkk fekk foofu suma cousin bu nekk foofu suma cousin bi woo xale yi mu ne xale yi kaay leen nuyu seen maam bu ñëwee j'étais au nombre de 5 mu ne ko waaw Doudou mu ne ko waaw mu ne ko ana góor yi mu ne ko man yàlla may ma góor ma ne ko ama mu ne waaw 5 benn jabar rek la am de mais 5 filles rek la am mu ne yàlla may ma góor mu ne ko yow daal yow doo waaj yow nga toog nii 5 ngay jur doo jigéen rek kan moo lay doon nag jigéen bi dégg nga jigéen day dem sëy mu ñëw ubbi saakom fasal ko benn fas jox ko jabar bi tam fas ko yàlla def mu ëmb góor 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 ba 7 fois juróom-ñaari góor biiram de jeex 12 fois la aussi 5 plus 7 kooku Paa mu ngi ni dem na doomam yi ay gendarme la ki Gàmbi ay policier lañu jànguñu xam-xam yóbbaale na xam-xam waaw loolu la man loolu rek laa jooy kooku lu mu la fas rek mu ne góor yi ngay am par force góor yi ngay am bu la ne jigéen ngay am jigéen ma xaw loolu suñu maam yaa ngi dem ak xam-xam yooyu dégg pour rien dégg man ñu ma faj te yaakaar ñu dinañu am doom ëpp na junni dégg ëpp na junni donc am na des cas comme ça am na ñuy jóge France sax di ñëw faj fii am na ñu ma faj ñoo xam ne gisuma leen dégg nga photo doom yi laa gis kii yow la ñu ko tudd da nga leen ko yónnee am na solo Mohamed am na waaw parce que li wax maman c'est très important ndax léegi ñun jigéen ñi sëy laa wax di wut doom ñun sonn nañ ci am naanal pëndax naanal reen dangay dem bañ la sax boo sëy sa jëkkër rek indi ma mànniw bi am na lu ma ciy def nga def ko nii yooyu moom bëri na ci Sénégal moom yaa naa dafa mel ni moom fekk si nañ si keroog si biñ doon waxee ni bul ne aw ma doom dem nga hôpital gisoo rek bul ne yàcc parce que am na ñoo xamante ni ñu ngeeg seen xam-xam quand même xam-xam am na sëgam ci fasal nga nit mën a indi góor wala jigéen waxatuma laak nag garab yooyu nga xamante ne dañ koy faral di joxe pour mu mais am na yoo xam ne doy na waat parce que man gis naa benn tonton suma benn nijaay moom ak jabaram sëy nañu 22 ans amuñu doom yàlla def dégg nga ñu may ko benn xale dégg nga jigéen góor googu xale boobu dafa 3 mois rek mu ëmb aaw bi 4e mois aaw bi tamit ëmb dafa fiir dégg nga loolu day am donc xam nga loolu kenn mënu ko expliquer yàlla rek moo xam mag ñi dañ ko daan faral di wax sax donc loolu yëpp c'est bon à signaler kenn warul décourager tant que yaa ngi gis règle war nga faj effectivement c'est-à-dire yal na la yàlla sàmm maam yal na yàlla dolli at yi surtout ñi ñuy seetaan tout le temps mu junj benn aspect c'est mbiruk doom kenn waru ci décourager parce que du yow yaay joxe kiy joxe dafa am ay signes yu muy joxe fekk signes yooyu mu ngi am mooy li ñuy wax nawet fekk nawet mu ngi taw baykat warta décourager baykat warta décourager man toujours damay dellu si waat ci góor ñi ci góor ñi parce que est-ce que amul ay habitudes yoo xamante ne la jeunesse góor ñi d'une manière générale war nañ ko mun a moytu pour sàmm li nga xamante ne mooy seeni ndox parce que mës naa def ay document di def documenté wu ci mbir moomu am na lu ñuy tuddee xaw ma varicocèle la tudd wala déet varicocèle boo ko déggee mooy sidit yi jógee ki testicule yi dégg nga artère yooyu ñoo am jafe-jafe ñoo fat comme ni ñuy wax jigéen yi sa trompe dafa bouché d'accord trompe bouché ki góor mooy varicocèle dégg nga dafa lay ndox mi di jaar pour mën a purger jigéen yi bare booy see ñuy am grossesse extra-utérine souvent loolu mooy am nit ki mun na am grossesse te grossesse boobu du dem ki utérus fu mu war a nekk dégg nga mu nekk ki trompe yi
souvent dañ koy opérer dindi ko. dégg nga mais bu ñu ko yéex a opérer mën na indi problème. dégg nga loolu te nag jigéen boo koy faj daal war nga xam exactement anatomie bi lan moo doxul. bu fekkee ne trompe yi dañuy boucher. Il y a des possibilités de déboucher ça. Soit en médecine moderne ou médecine traditionnelle. Man de yàlla may na ma. débouché na plus de 7 femmes yoo xam ne. dañu ragal opérer. dañu ragal opérer parce que opérer tour bi dafa rëy. bu ñu ne opérer rek même fu ne c'est quelque chose de rien du tout. dégg nga nit ki dafay ragal. ci opération boobu sax kyste dafa sonal jigéen ñi léegi. actuellement jigéen ñu bëri dañu am kyste amee fibrome. loolu moo ma jaaxal man tamit. dafa bëri man gis naa une fille boo xam ne 25 ans rek am kyste am fibrome dafa bëri myome. mais normalement myome c'est pour les personnes entre 25 ans et entre 30 ans ba ki kaw mais léegi da nga gis xale bu ndaw mu am yooyu yoo xam ne. ku sëyagul sax am myome quand même loolu. chance am doomam day xaw a métti. c'est inexplicable xaw ma suñu alimentation bi la. xaw ma lu mu doon mais bu ñu defee étudiant à la recherche pour def leur thèse. xëy na benn bés nañu xam lu war loolu parce que même góor yi tam varicocèle yi dafa bare. ñeneen ñiy wax ne xale yi dañuy masturber loolu moo tax masturbation. bu ñuy bëgg a sëy te amuñu partenaire ñu jël seen kanam bi. di ko yëngal ba mu am plaisir dégg nga. ñeneen ñu ne loolu moo koy joxe. mais rien n'est scientifique dans ça. foofu aussi dinañ ci taxaw ci góor ba tey Mohamed góor xam nga comme dañuy wax ne moom mooy produire moom mooy joxe lii tax jigéen am doom. jigéen maanaam bu ñu ko doon misaal day mel ni leket ku góor ki mooy ñëw sotti ci moom mu am kéemaan ak sunu borom foofu ba mu fekkoon ba doom mën fa sosu. góor googu nga xamante ni moom mooy indi d'habitude dañuy wax ni li ci gën a bëri mooy ndox mi ci góor ki lay jóge wala jaan yi tax fekki nen bi mu mën a. fécondé. am na ci ñoo xamante ni seen problème mooy seen ndox moo baaxul comme ni nga ko waxee sànq ñu yëg ngóora bu ñu sëy ak seen jabar dañu am plaisir normal dañuy sëy normal mais lii tax ñuy am doom loolu la ñu manqué. waaw loolu ndax seen am na ñoo xam ne naturel la ci ñoom mën nga ko faj ak ñoo xamante ni daf leen di dab. varicocèle. bu ñu nee varicocèle dina joxe loolu parce que bu ñu defee analyse dégg nga mani bu génne noonu dégg nga spermatozoïde du ñu mën a génne. donc ndox bi fu mu jaar leneen mënu fa jaar bu dul ndox kese. dégg nga donc bu ñuy seetee résultat bi souvent ndox kese sperme rek la ñuy gis mais duñu gis pep bi. duñu gis lii tax am doom donc souvent du ñu yem loolu dañu seet dégg nga est-ce que ñàkk yooyu est-ce que loolu tax ñu léeg-léeg ñu def biopsie. qui au niveau des testicules. c'est-à-dire xeer góor yooyu. waaw dañ koy comp tuuti. seet ndax effectivement xeer yooyu ñu ngi liggéey spermatozoïde. ndox bu baax. dégg nga su fekkee liggéeyu ko rek nga xam ne infection def na musiba dégg nga loolu tax il faut ñu mun nañu faj yooyu balaa mu kii mais ñu gën a bare fat boobu bu ñu ko opéré bu ñu xalal yoon bi. bu ñu defar yoon bi 2 mois plus tard bu ñu demee def analyse dañuy gis ni nit ki am na spermatozoïde yu ñëw donc ça montre que varicocèle boobu dafa kale spermatozoïde am na mais daf ko tere génne daf ko tere mani yu kese mooy génne dégg nga dem ci jigéen ji spermatozoïde du dem donc loolu cas. du mën a am kooku mooy ki infection jox loolu ki nga xamante amul infection ndoxam moo baaxul ndax am nga remède boo xamante ni mën nga ko defal ba mu mën a am ndox bu baax. bu fekkee ne c'est pas naturel parce que am na ñoo xam ne malformation. day am malformation yoo xam ne nit noonu la juddoo dégg nga sànq waxoon naa leen fii ñaar xeer góor yooyu. loolu tax képp ku am doom bu góor dégg nga toujours da ngay seet ki mbuus bi. di ko contrôler ndax xeer yooyu ñu ngi foofu. bu kenn xeer yooyu ñu ngi ci biir. lu ñuy wax cryptorchidie yi. xeer yooyu tant que wàccul. du mun a liggéey spermatozoïde. loolu ñoo liggéey spermatozoïde. xeer yooyu kon boo amee doom bu góor di vérifier. da nga koy vérifier ndax ñaar ne di laal doñ ji ndax naan xeer yooyu ñu ngi foofu. bu kenn mu ngi foofu alhamdulilah bu fa nekkul rek. avant 7 ans sax bu ñu ko opéré. amul benn problème. day wàcc. dégg nga traditionnellement c'est plus difficile
que d'opérer. kon bu fekkee dafa am benn boule aussi beneen boule bi manqué loolu tamit nga xam ne mu ngi ci kaw mu ngi ci biir. d'accord dañ koy wàccee. dañ koy wàcce. bu ñu ko wàccee bu ñu ko fajee rek. du yàgg yàlla def parce que foofu moom loolu mooy togg doom. voilà loolu mooy voilà exactement. Mohamed léegi tamit si quelques recherches yu ma doon def. di wax yi waral yéex a am góor doom ci góor. di wax ne léeg-léeg am na benn chaleur. niveau textile yi dafa war a am benn chaleur boo xamante ne yenn tàngoor yi waru ko am par exemple ci wàllu colin léeg-léeg góor ñi am na nu ñuy solee nga xamante ne dafay li ñuy sol day seere seen kaw naj li nga xamante ne mooy kii bi effectivement loolu baax est-ce que yooyu par rapport ak la jeunesse léegi nga xamante ne da ngay gis jeunesse bi da ngay gis da ngay sol maa ngi céggalu sol caleçon sol beneen cuissard sol leneen pour mun a kii nga xam ne yooyu yëpp ndekete am na lu muy joué ci sa wàllu li nga xamante ne moom mooy organe yooyu du mën a feex ba mun a def seen liggéey normalement loolu buy continuer mun na jur effectivement problème yooyu mun na jur problème yooyu parce que bu njëkk ba sunu maam yi ni ñu daan solo da ngay gis ne comme dafay mel ni dañ doon sóoraale yooyu yëpp mais léegi avec la jeunesse yeew takk ceinture ba mu gën geetrewu ba mu gën a am na solo ñu dem jëli mbokk mi ci ligne bi dellu siwaat ci kàttanu yàlla asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah ku baax ki yokkal ma baat bi tuuti rek ñu mën a déggante aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi fi alhamdulilah jërëjëf ñu ngi delloo ziar Mohamed waaw mi ngi delloo ziar dëgg la Ahmed loo sira xujo ko mba loo waaw bàyyi gaw sa jërëjëf loo jërëjëf waaw sant yàlla ci li xew tey ndax li xew tey dana am lu bari lu mu jur loo xam dañ doon njëriñ ci ñëpp ñuy déglu alhamdulilah ndax mbir mi laayante biir la dëgg la ak jàppale ngir yàlla faj yenn soxla yi dëgg la ak di jaamu yàlla yi góor gi tey daa mel ni sax dafa toogaale ñeneen ñi nga xam ne ñoom xëy na mën nañu am pour wax ci dara waaw ndax moom ñu doon ci spécialité muy physiothérapeute te loolu yomb na nangu ndax lépp lu ñuy tuddee médicament foog naa ci gàncax la jóge waaw moom nag dafa dem ci source ba directement rek di ci fajee te loolu foog naa ne ku nekk xam na ni njëriñam yàgg na fi am ndax suñu maam yi moom lañu yoroon di ko fajoo waaw leneen li ci yokk rek xëy na mooy yenn yi xew te ñi faral di wax duñ ko xam muy kii joxe leneen loo xam ni du médicament du nit ñi xam ak ki nga xam ni peut-être moom def na benn étude boo xam ni étude ci gàncax la ku mel na moom waaw ko def yooyu day bokk ci yi nga xam ne rek lenn ci dimbali nit ñi loolu dëgg la waaye li ci wax léegi doyoon na sëkk ku nekk ñu bàyyi laat li nga xam ak ni nga mënee ndax aw fas bu nit takk waaw ci na meeg suñu borom mën a may nit njaboot ci loolu waaw kon leneen waxi noppi dëgg la dëgg la yàlla noppi na centralisé foofu rek day yomb léegi nag comme li may wax toujours mbir yi moom foo dem rek ñeneen ña nga fa ñoo xam ni leneen la ñuy def ak leneen mooy seen jubluwaay dëgg la yooyu nag mënuñoo yàqal ñiy def dëgg ak lu baax ak lu jëriñ dara dëgg la su ko defee nag li am solo rek mooy soxna soosu mère Thiama danaa ko posé benn question ci li ma dégg mu wax ci njëlbeen bi mooy maanaam dafa doon xam ñoo xam ne bu ñu la joxee garab nga naan da ngay jur doom yoo xam day mel neneen loolu laa bëgg xam fekk nga am cas yoo xam daf ci am koo xam ni fa am doomu malformation à cause des médicaments wala plante yi mu koy jox waaw loolu bëggoon naa mu leer ndax façon yooyu de souvent mooy tax ñenn ji ci bi ragal waaw mbir mi jarul ragal koo dem ku nekk buy def lu sell la xam nga buy def lu sellul xam nga su ko defee nag yooyu buñ ko teggee rek mbir mi ñaan la ko yàllay nangu ndax nit day faj mais nit day faj yàlla mooy waaw yàlla mooy wéral nit day sabablu rek mais yàlla mooy wéral est-ce que xam nga ni médecin kenn forcéwu ko pour mu fajal wéral nit médecin dañ ko sant na jaar ci régalu faj bu jaaree ci régalu faj waaw jaanam wàcc na mais nag médecin mënul assurer kenn ak wér dëgg la wér yàlla ko yor dëgg la wér mu ngi ci loxo yàlla yàlla ko yor kon nag su ko defee nag li yëpp wàllu xeetu faj la bokk rek ak xeetu ñaan
te yàlla nag la muy ànd lu nekk ñaan a koy def. dëgg la. su dëgg mbir ba gisee lu muy yàlla. kon ñaan a fa def. am na solo. kon nag buñ boolee faj ak ñaan. foog naa résultat dana gaaw. yàlla mën naa def mu sotti. dëgg la. moo ko guddal ndax essentiel bi. am na solo am na solo li nga xam ne solo. xam-xam la ñeneen bàyyi ñeneen ñi aussi ñu soobli ci wàllu lu ñu xam ak lu ñu yaakaare suñu borom. incha allah yàlla mën naa def far ci aju incha allahu taala. jërëjëf maa ngi jégalu bu baax asalaamaaleykum. loo jërëjëf Mohamed yaa ngi ci laaj bu am solo Baye Gawsu mi ngi lay laaj ñi col ko bi nga xamante ne xale yi dañu koy sol ci diggante slip ak caleçon ak baax ndax bokk na ci li gàllankoor seeni awra yi ñoom góor ñi. mun na nekk waaw mun na nekk waaw parce que chaleur bu muy créer ki biir baaxul ki organes yi waaw nit organes yi dafa war a feex dégg nga il faut porter des choses amples donc mun na sa organes yëpp mun na nekk à l'aise kon de xale yi nga xamante ni dañu koy tëmbal comme niñ koy wax am na tëmbal bi ñuy tëmbal si au lieu ceinture bi nekk ci geño gi fi góor ñi daan takk geño muy dëgër parce que dama naan ngóor a dañ koy yeew takk geño ba mu dëgër léegi xale yi duñ ko takk fii dañ koy takk kon fi ñu koy takk baaxul parce que si kaw awra bi lay doon ceinture bi c'est pas bon donc c'est pas bon loolu baaxul loolu baaxul loolu te souvent dañuy am problème waaw en tout cas ay mauvaises habitudes la yoo jingal mën nañu ko xoolaat seen bopp waaw ay mauvaises habitudes la yoo xamante ne léeg-léeg dañu koy def mode nit ñi dañ koy def mode waaw par exemple booy xool bu njëkk ba sunu maam yi caaye lañ daan sol tubéy buñ ko daan sol tamit tubéy bi dafay yaatu mel c'est-à-dire ni bakken di soxlaa nooyi parce que ay cër bu ci nekk dafa am nu muy dundee même chose tamit ci wàllu lekkinu góor ñi parce que am na ay lekk yoo xamante ne góor daf ko waral di faral di lekk parce que yooyu dafay yokk li nga xamante ne mooy ndoxam parce que tout le temps man damay accès maa ngi jéggalu parce que ñu ci bëri ci société bi ku jigéen ki la ñuy tuuma or fekk ne ne góor ki tamit moom mooy ndeyu mbil ji parce que moom léeg-léeg du nangoo dem seeti te léeg-léeg yenn jigéen ñi du ñu bàyyi xel ci alimentation bi ñuy jox seeni boroom kër du lekk que lekk rek mais léeg-léeg jox ko lekk goo xamante ne dafay am na yu làqatu ci moom yoo xamante ne lekk yooyu moo ko kii ban conseil nga ñuy jox ci wàllu lekk am na lekk yoo xam ne effectivement day yokk maniw góor da koy yokk dégg daf koy yokk waaw comme lan yu mel ni ñambi lu mel ni gerte kemb lu mel ni koko gerte kemb nag la ñu wax bi am meew bi waaw lu mel ni koko yooyu yëpp ay produits la yoo xam ne de may non seulement kattan mais day yokk meew góor surtout yi am meew am na mbokk mu nekk ci ligne bi asalaamaaleykum am na plante yoo xam ne sax oui asalaamaaleykum wa rahmatulah aleykum salaam wa rahmatullah soxna Mama Ba aywa Mor ñaana bu Mbacke Baye waaw noo def Mor ñu ngi leen di nuyu di nuyu nga toogal foofu ñëpp honorable noo def ñang maa ngi sant yàlla bu baax mbaa yaa ngi am jàmm maa ngi ak jàmm kay bisimilah ñang di ñaan yàlla na yàlla yokk jàmm ji allahumma amin amin ñang man nag ñu bari dañuy wax Mor waaw ndeysaan waaw parce que li tax may nekk avocat bi parce que man dama gis ci wax naa ko foofu ci lu paas dëgg la jigéen ñi rek ñoom ñooy dem ci hôpitaux yi jëm di seeti seen bopp dëgg la même góor ñi koo wax mu ne damay xëy suba liggéey wala damay topp dooju xaalis yow moom muy jaabante rek dama ko di dëgg la loolu tamit aussi bu fekkee ne gis nga loo xam ne jaaduwul da nga war a yéen ñaar yëpp man médecin wax naa ko fu ko madame Rose Wade waaw ma ne ko yéen war ngeen a réunion yéen seen biir ngeen fexe ba léegi nii ngay convoqué bu jigéen ki nga dundaala lekk convoqué wàlla ku góor ki mu ñëw mooy yoon nag par force la war a ñëw ñoom ñaar dañoo war a ànd parce que loolu dañ see war a boole waale mais ku jigéen ki ak ñi wujje yëpp ak seeni wujj yëpp ma ne ak ñiy wujje surtout ak seeni wujj waaw parce que léegi ku ne xam ne léegi niveau technologie macha allah ni mu avancé nekkatuñu démb maman bu ci kenn feebaree rek ñoom ñëpp dañoo feebar de ñoom ñëpp ku ne xam ne nekkatuñu démb jamono ji léegi macha allah tubaab yi yàlla may na ñu xarañ nañ lool lu ne mën nañ koo wane lu ne mën nañ kaa gis sa yaram yi scanner yi yëpp ñu ci biir boo demee nañ la seet américains yi ñun suñu rawee maman mooy boo yoree bët bi metti waaw boo fa yeggee duñ seet bët bu métti bi yëpp de yaram yëpp li ñuy seet lan moo ci métti di ko causé dëgg la waaw ñun nag bu ñu yeggee bu doon beneen loxo rek la loxo bi rek la ñuy seet te tubaab yi ñoom si yaram bi yëpp la ñuy seet ba pare bind ko ci këyit tëgg ko jox la ko nga yor ko comme ni nga yore sa carte d'identité bi dëgg la léegi nag ñun defuñu loolu tubaab yi boo demee ñu def États-Unis dafa fay jëm laaj ngeen ku ci nekk boo xasee ba dugg ci hôpital bi dañuy seet sa yaram yi yëpp li ci nekk c'est ça bind ko ci aw këyit comme ni nga yore carte d'identité nii noonu nga koy yore
noonu nga koy yore. léegi nag même yow bu la feebar nga xam ne yow kii jigéen dafa manqué doom. waaw. nga toog muy ci ku góor yow ku jigéen ngay jaabate di dem ak a dikk fan ngeen ko amee. fan ngeen ko amee. parce que normalement waroon nañu convaincre góor gi woo ko moom tamit dafa kaay xool yow ko sa jabar ji xool nañ ko ba nga xam ne macha allah gisatuñ dara. parce que bu ñu ko seetee ba pare am na appareil yu ñu wane ne. soxna si wax dëgg yàlla bu ngeen fanaanoon ñaari fan rek. waaw wala génn guddi dong mën nga cee amee doom. dëgg la léegi kon dañoo war a wax góor gi nag. mooy dëgg. na ko kii kër duñ wax dëgg yàlla faj nañ ko ba mu nga dara sikkuti ci léegi kaay yow ñu seet yow tamit. parce que kii waxoon naa ko moom sama lu passé am na fii ginnaaw raay koo xam ne def nañ 17 ans de mariage. waaw amuñu doom ñoom ñaar. c'est ça. bi ñu divorcé. kee dafa dem fële am ay doom ba léegi ba li am lu mat 5 gos léegi. xoolal loolu kii tamit dem takk keneen ba am na lu mat 7 gos léegi. voilà. kon léegi. na dem xooli boppam. te ñoom ñaar seen i ñoo àndul woon wala lan la. gisaan nañ si keneen boo xam ne def na 22 ans de mariage. amul doom. waaw moom la doon fii. bi mu tekkee deuxième femme. ñu seen waa kër peut-être ñu ngi déglu télé bi. bi mu tekkee deuxième femme. ci la deuxième femme bi nekk jigéenu wér ci 3 mois yi ci def. mais ci biir 3 mois yi bi ñu demee ba 4 mois aaw bu ci nekkoon. bu mu jàkk ci la ëmb. ndeysaan. dafa ci la ëmb. biir bee fiir. waa ji ne dama koy dajale ba dama kii njëkk am doom muy ñaareel bi dama koy denc ba sama aaw bi nga xam ne ni mu ci yàgg amul doom ma boole leen benn bi. benn bi ngeen boole ci péncum gannaaw raay mi ngeen ci lépp. ndeysaan. ñoom ñu ngi may dégg. kon tamit li ñu daal vraiment gis naa ne daal nañu dem. am na solo nañu jege ji médecin daal loolu laa la ñu sax. jërëjëf nañu jege ji médecin te bàyyi jigéen ñi ñuy bàyyi ñuy dem hôpital kese ñoom ñu lànk toog seen biir kër yi maa ngi yetu bàyyi faal woo xam ne képp koo xam ne convoqué na nga bañ nañ ma woo ma génne ko jërëjëf. jërëjëf Mor Niang Mbacké Bari yal na yàlla fayal ñu ko Mohamed. effectivement c'est-à-dire loo gis mentalité la quoi. dëgg la tey jii nii société bi moo yen jigéen yittewuy da nga war a am doom moo tax jigéen gi saa bu amee problème boobu moom mooy dem hôpital. mooy njëkk a dem. mooy njëkk a dem mooy dem seeti parce que mu ngi ci xelam mu ngi tontu ay questions yoo xamante ne nan laay tontoo questions yi nan laay tontu ku góor ki tamit par exemple góor toujours mu ngi yittewoo ci sama ngóor a nan lay dëgëree te du yittewoo ngóor a gu dëgër googu ndox ba muy génnee est-ce que am na wér gu yaram wala moo tax léegi bi Baye Gawsu di wax ni yi nga xamante ni moom mooy tax ngóor a bi baax mu fertile comme ni ñu koy waxee ñam bi da cee bokk comme ni ko yaa ngi doon cité plante yi nga xam waaw waaw non di góor pa góoru léegi yeetu ñam bi de góoru démb yi ñoo ko doon yeey ak gerte gi jeex ak kemb geeg yooyu ñoom seen ak yan ça c'est ce qui est populaire mooy lekk yi populaire moom lekk yi moo gën a populaire fës même maïs bokk na kii les produits populaires pour ça maïs kese mbokk kon li suñu maam yi daan def guddi bu balaa borom kër gee tëdd bu reeree ba suur bu guddi gi demee ba xar ñu defaral ko boolu gosi mboqam ba mu baax na ci waaw mais il y a une chose góor bu gëmul médecine traditionnelle waaw mënoo fexe ba mënoo ko faj dëgg la man am naa benn cas boo xam ne ndaw si dafa doon faju ki man affaire arthrose waaw ba yooyu yëpp baax mu ne ma est-ce que amoo dara pour suma alaaji ma ne ko pour lal mu ne ma mag la et puis vraiment ça va pas du tout yi lu mu war a def sëy bi baaxul dégg nga yàlla def ma may ko tuuti ma maye ko waaw ma ne ko am lii man waaw baax na day faj ku feebar ku nekkee bu ñëwee mën na faj ma may ko fekk ndaw si boobu dafa am ujje papam dafa gaaju mu dem pour wéetal yaayam mu nekk foofu ak ndaw si ku may garab bi mu nekk foofu ak alaaji yom bi ba affaire bi alaaji bi yëg ngóora di jël affaire bi ba affaire bi mu yëg de amélioration ba yàgg affaire wujje bi daal di bu mu jeexalee tinje yaayam mu ñibbisi alaaji keroog bu muy aaye kii ñaareel bi mu bëgg a jël bi doom mu yóbbu ko mu ne ko tegal ma ko foofu moo am fu la moo ko moom moo ko moom yaa ma ko jox waaw moo ko moom na koy wuti garabam cumbukaayam la cumbukaayam la wax na dëgg ànd naa ci de cumbukaayam la loolu moo wër man daal jigéen ñoo soxla non cumbukaayam la mais loolu soxla Baye Gawsu moo ko moom nag
Oustaz mu ne ko tegal ma ko foofu kooku moom amul benn at bu koy atte man moom laa àndal góor gi ku nekk am nga say feem na góor gi ci boppam moo laajte ba mu xam fu ma nekk moo ma nattali noonu mu ne ma mooy yoon nag mu ne ma jigéen boobu dafa defe ne moom rek a yelloo lu baax kenn gën ko baax ci àdduna mais tey laa xam ne mu baaxul Baye Gawsu man moom laa àndal ku nekk ak si moom kiiwul dafa laajte fi mu demee ci fee ci fi mu demoon bi mu jógee fii kooku bi mu jógee ci tënd bi ñëw bi mu faanee foofu kon daara baaxul waaw parce que amul li koy bëmax mi ngi mu bàyyi ci néegu kon mais lu tax muy Baye Gawsu comme dafa bëgg a defar jëkkëram man moom laa àndal de maa ngi nuyu ñu wujje yëpp nag man moom laa àndal man d'accord ma loolu boo defee lu baax kay continuer def lu baax rek waaw mais xoolal Baye Gawsu ku ne am nga sa cëmbukaay am nga ku ne noonu salaamaaleykum allo tey di nga am ay client de allo ku baax ki ñu ngi lay ziyaara yokkal baat bi tuuti mu leer waaw man numéro góor gi laa numéro góor gi waaw bul coupé ñu jox la ko ci suuf incha allah bul quitté Baye Gawsu ngi fi askan bi moo ko fi nekkal leneen damay delluwaat ci xam nga kew dañu jigéen ñi rek ñooy woote waaw waaye yow fi nga dugg tey ak non fi nga baax génn na de baax na tey xaaral góor fi nga gi dugg bàyyi ma la ji tey maa ci secrétaire fi nga dugg baax na sànq waaw lan mooy problème bi mooy ni Mame Diarra toujours société dafa am loo xamante ne rôle lu télé par exemple di félicité waat li nga xamante ne mooy DTV ak ndénkaan parce que rôle lu télé mooy jàngal nit ki nit ki amoon benn esprit boo xamante ne jàppoon na lu ki parce que lu am solo tey jii buñ génnoon ci jotaay bi rek góor ñi xam ne yëg sa ngóora ak fi ndox mi di génne ak doom ça fait deux moo tax sànq ma ne yàlla subhaanahu wa taala dafay wax ci alquran fal yanzuril insaanu mimma xuliq na nit xool ci lan lañ ko bindee kon du organe bi nekk ci yow ci la yàlla bindee mais am na autre chose boo xamante ne mu ngi ci sa biir bu làqatu moo tax yàlla mu ne xoolal fal yanzur moo tax pour dëggal li ngay wax ni tout le temps su ci amee nit amee problème faaw ñu sàkk loo koy analyse parce que dees na ko xool loolu la yàlla wax fal yanzuril insaanu mimma xuliq na doomu aadama xool ci lan lañ ko bindee mu ne xuliqa mimma ñu ngi ko bindee ci ndox boo ko taajee lu yàgg merci Mohamed jàppal foofu ci ndox nga yam may jël mbokk mi dellu si waat asalaamaaleykum waaleykum salaam soxna si nanga def ñoo ngi fi alhamdulilah maa ngi leen di ziar. ñu ngi delloo ziar bu wér ñu ngi lay tatagal. maa ngi ziar waa plateau yëpp Oustaz Mouhamed. jërëjëf Mouhamed jërëjëf ñu ngi lay fay. waaw numéro góor gi laa soxla woon. waaw bul quitté ñu jox la ko ci suuf incha allah. baax na Mouhamed. yaa ngi wax ndox foofu. pour wax ne. yàlla bu waxee ndox. da ngay xool yow ndox. xam nga ndox léeg-léeg boo ñëwee ndox buñ ko saañee du jàll. même bouteille bi lu mu am ndox. buñ ko saañee du jàll kon loolu moo tax góor ñi war a xoolaat yërëm suñuy soxna surtout parce que du yàlla waxul ne ku jigéen rek mooy kii parce que dana yaxruju min bayni sulbi wa taraibi kon ñaari nit ñoo ko séq jaxasoo lay laaj waaw ñaar ñooñu ko séq nag malheureusement ci suñu société africaine surtout société sénégalaise tout le temps jigéen bi la ñëpp di doot di kii ni te am na jigéen ñu bëri ñoo xamante ni dañuy suturaal seeni borom dëgg la de parce que yow di nga ñëw di wax sa kii naan ko di ko xas di ko wax ne ko indi woo fi pourtant sa doom bu ko jigéen bi sësee si la lay doog a waxal sa doom mu dem faju ci mais du la ko mus a wax waaw day sutura jëkkëram effectivement ci biir sutural boobu te sax tout ça dans jigéen yi la de da ngay xas sa goro bu jigéen te doo wax sa doom bi bu góor bi mu seet boppam donc tout tourne autour de la femme. pour am doom aussi Baye Gawsu du Mame Diarra pour am doom du yàgg ci ngóora la du ci ndox bi parce que am na ñoo xamante ne aussi amuñu kàttanu yàgg ci sëy dañuy gaaw a egg mais teewul dañoo njaboot egg fan bokkul ça pour te montrer dañuy gaaw a jot seen bopp te du leen tere am doom fertilité waaw voilà merci virilité boobu laa doon virilité ak fertilité du benn mun nga viril doo fertile d'accord voilà mooy dëgëral am ngóora yëg sa bopp Mame Diarra baa ngi wàcc man li may laaj dafa am na thème bi moo ko laaj nag xam nga am na yoo xam ne dañ koy junj rek bàyyi borom xel ñu jëriñoo waaw moo tax bàyyi Gawsu teew fi yow am na ñu lay xaar ci suuf am na Mame Diarra am na maniw yoo xam ne dafay liquide maanaam
du far nga am na maniw yoo xam ne dafay far mais am na yoo xam ne dafay liquide mun nga ko teg sa loxo sax mu tuuru mu def ni versé tuuru am na yoo xam ne mun nga ko teg sa loxo mu tege si damay dégg ñu naan maniw bu far bi mooy indi mooy gën a gaaw a joxe doom que maniw bi nga xam ne dafa liquide baax maanaam maniw bi nga xam ne boo ko defee nii day tuuru daal faru daal comme ndokk ko waaw d'accord comme am na ku ñëw far ak ñàkk far qualité yi foofu la ñu wutee am na ku ne ci ligne bi asalaamaaleykum xalaas ku baax ki ñu ngi lay delloo ziar di siyaare Baye Gawsu bu baax a baax Baye Gawsu mi ngi lay nuyu waaw fay naa la parce que man nii woote nii jëflante naa ak moom te wax dëgg na yàlla Baye Gawsu daal ni ñu koy ñaanal yàlla yàggal ko fi amiin waay amiin mu ànd ak wér amiin parce que affaire kii ballonnement ak ay hémorroïdes te loolu yëpp luy téye góor la. waaw bokk na jàngoroy saw yooyu mi ngi koy wax sànq ci biir waxam. te yooyu yëpp man daloon na ma jëflanteeg moom. wax dëgg yàlla suturaal na ma ci wax dëgg yàlla. nga gis ci tan. ma gis ci tan bu baax a baax. alhamdulilah. dem naa ci ay hôpital ñi may bindal ay di ma defloo ay écho lu nekk defloo nañ ma ko mais wax dëgg yàlla bi ma ñëwee si moom gannaaw yàlla. ci laa gisee tan si son bopp. alhamdulilah. kon nag maa ngi koy ñaanal yàlla sant yàlla ñaanal ko gudd fan ak wér rek mu yàgg noo gunge. fan ak wér. amiin barke alquran al karim. amiin yaa rabbal alamin. jërëjëf Baye Gawsu bala ñuy ñëwaat ci ñaari ndox yi maam Jaara di wax loolu sànq Mohamed dafa wax ci affaire lekk yi ma dégg ñu ne am na ci yenn lekk yi am colorant yëpp day wàññi ngóora yi am colorant poudre yi comme yi nga xamante moom la ñu faral di jëfandikoo lu mel ni ay safran lu mel ni ay curcuma yu produit kii yooyu yëpp dégg naa ci ñu ne fenn dafay wàññi ngóora poudre colorant yi. non yooyu suma xam-xam àggu fa eggu ci yow mi liggéey ci plante yi. waaw suma xam-xam àggu fa peut-être mun na nekk mais je ne peux pas vraiment dire affirmer ça. parce que ni jinjeer di joxe ngóora ni muy dëgër jàppale góor ñi ak lu mel ni ay poobar ak yu sew sewaan yi noonu la amee aussi yeneen poudre yoo xamante ni aussi il paraît dafay wàññi doole góor. mun na nekk parce que benn cas dal na ma. benn jigéen. mooy ñaareel jëkkëram bi. jëkkër gi am ñaar kër. premier kër gi c'est la maison familiale mu jënd deuxième kër. dégg nga bu mu jëndee deuxième kër ñaareel bi mu ne comme kër familial la balay defal suma tur góor gi bañ mu ne ko kër gi ñaar kër yëpp suma tur lay nekk. duma ko def sa tur. dégg nga te comme góor gi léegi mu dem retraite te mag la dégg nga femme bi bëggul loolu mu indi ko problème dégg nga ba ñu wàcc dem tribunal dégg nga bu mu demee tribunal pour divorcer dégg nga lan la jiiñ jëkkër gi du góor. il remplit pas ses fonctions. de machin. jëkkër gi bu mu soupçonné lu jabar bi bugg a coup d'état bi. mu ñëw ki man ma jox ko garab. comme mag la mag kay moom il peut pas être comme 25 ans. c'est pas possible doole bi day wàññeeku. voilà ma jox ko garab mais bu ñu demee tribunal. góor gi gagné ko. dégg nga bu mu gagné ndaw si ñu ne ko lu nga wax amul dégg nga. mu def appel. jigéen yi def appel de. mu ñëw ki man mu ne ma jàppale ko. ma ne ko kii lal mu raconté ma histoire bi yëpp. jox ma benn garab boo xam ne bu ma ko joxee suma jëkkër. dégg nga affaire bi di nelaw rek. mu nekk koo ma rek. ndaw si pour mu am dégg ci jëkkër ji. billaahi ma ne ko aw ma ko. billaahi man jigéen yi dañu may rek. dama leen yow yaa ngi ko jox remède pour mu dégg ngóoram moom mu ne nga indi ko contraire bi tax man dama ko jox ko jëkkër ji waaw pour mu yëg moom léegi mu bëgg man jox ko garab boo xam ne luy nelawloo affaire bi dégg nga ma ne ko dëgg aw ma xam-xam am nga xam-xam yokk waaye amoo xam-xam bu yee wàññi affaire bi de am naa ko mais buy nelawloo góor gi aw ma ko amuloo ko waaw
te xaalis bala la ma indi woon. déedéet nii laa ko delloo xam. non da nga ko bëggul woon def parce que da nga doon bañ. wala am na xaw ma ko sax. ok d'accord góor ki nga jàppale. d'accord donc góor gi xam naa ne dëgg la nekk. waaye dama ni yow kay buy jàpp tribunal yow avocat nga moom procureur am na ku ne ci ligne bi. wala avocat foofu dafa sotal mbokkam asalaamaaleykum. du question mbokk de man de dama xam ne loolu. non góor la comme yow c'est très normal. allo boobu sax. allo salaamaaleykum. non jigéen ñi dañ koy wax. bu baax kii maa ngi leen di nuyu. waaw ñoo ngi jéggalu ñu ngi lay ziyaara lu bëree bëri. kontaan naa ci émission bi bu baax a baax vraiment. yal na yàlla kontaan. di leen ñaanal yàlla tamit vraiment yéen a ngi génne ay secret yoo xam ne yàq na ko. waaw ndeysaan ci la bokk. ci la bokk. mais ñu ngi sant yàlla ba yàlla teg ay nit yoo xam ne am nañ saafara bi war ko mën a faj. dëgg la di ñaanal yàlla vraiment mu guddal seen fan. amiin 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 amiin. jërëjëf numéro góor gi nag su ma ko mënoon a am. dina góor gi waaw bul quitté ñu jël jox la ko ci suuf incha allah. bul coupé ñu jox la ko ci suuf. Mama Marie. jërëjëf Mertama Baye Gawsu dégg naa it ñu ne ndox mu sedd ci góor baaxul bokk na ci li wàññi doole sidditam. mën na nekk de mais xaw ma loolu. xamuloo ko déedéet. d'accord donc xam naa ne Chinois yi bëgguñu ndox bu sedd. waaw. Chinois ñu ne daal. ndox bu normal. waaw mais ndox bu sedd. baaxul Chinois yi bëgguñu ko. day wàññi lekk bu sedd aussi. mais nag pour dire que ndox bu sedd dina wàññi góor. déedéet yow aw ma xam-xam boobu. da ngay faj ay rhumatisme ak arthrose ak yooyu te affaire siddit la yooyu tamit. am nga ndox bu sedd bu fekkee da nga am arthrose. ndox bu sedd baaxu ki. climatiseur baax ventilateur baaxu ki. dégg nga donc yooyu booy faj loolu il faut nga moytu yu sedd yooyu. waaw. aba dañ ne góor siddit la moo tax ma def rapport boobu góor siddit la. c'est possible te yooyu yëpp ay siddit la. c'est possible arthrose kii yëpp siddit la. mais siddit bu nañ ko tàngal. d'accord d'accord. dañu éviter ndox mu sedd waa laajal. ma xool moomu looñu nag. maa ngi jégalu bu baax moom procureur la léegi. non procureur la mooy procureur góor gi ki nekk tribunal war dem tribunal. waaw di ko jàppale ma. waaye ndaw si kat daal luubu magistrat ñooy lay jàppale waaye am nga fi nga ko jàppale foofu baax na. kooku daal luubu kat. daal luubu lool. dafa am benn femme bu ma xam. dafa mos dem di faju affaire doom. télé laay waxee muy faj tànkam. affaire ndox si ak ndiggam. paa bi daf ko wax ne ko man sama garab. day raxas biir. mu ne ko man caalu naa parce que sama caat bi. léegi am na 32 ans. mais bu mu fajoo. dafa mujjee for ëmb. loolu daan na ma. waaw kon dëgg la. benn jigéen dafa amoon na infection. mais moom déjà amoon na 5 gosses. 5 gosses yu normal. dernier bi toog na ba 5 ans amul rakk. dégg nga mu ñëw mu ne biiram mooy metti dugg fii génn fii waxul lépp ma jëkkati garab jox ko. dégg nga bu mu fajoo loolu ba yooyu yëpp bay mu ëmb. bu mu ëmbee 2 mois après mu dem hôpital ñu ne ko da ngaa ëmb mu ñëw xuloo ak man. mu ne man waxuma la nga defal pour ma am doom. dégg nga damaa ñëw pour nga faj ma suma biir bi. ma ne ko gis nga góor ji ndaw si bul ma indi histoire mu ne ma xam kay da nga ko dindi de da nga ko dindi waaw man am naa juróom yoo xam ne xaw ma fu ma leen di. dugal nga bëgg a indi ay juróom benn dégg nga man ñëw ma fii pour uti doom dama ñëw fay pour ma ne ko sa tool. boo ko ruujee ba pare dégg nga loo fa jiw. bu taw bi tawee rek loolu mooy sax loolu mooy kii man lu la tere amoon doom loolu laa dindi dégg nga jàngoro boobu mooy la tere am doom loolu faj naa ko ba mu wér léegi bu fekkee ne sa jëkkër jiw na fa dara dina sax waaw moo tax yenn saa yi gis mag yi am doom femme bi ba tey mu ne ma daf ma bañ ndax loolu mënoon na la ko tuddee allo salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah mère ça va bien ça va yaa ngi si jàmm sant yàlla bu baax alhamdulilah waaw ñu ngi kontaan ci seen émission bu baax a baax. jërëjëf yal na yàlla kontaan. waaw maa ngi jéggul de man damaa bëggoon numéro paa bi noonu. baax na jafewul nëgal tuuti ñu jël la ci suuf. bu quitté dégg nga jërëjëf. waa kay jërëjëf. numéro baa ngi noonu. pour ñi nga xamante ne aussi dañu am jàngoro kay boo ko fajee xam nga garab da nga koy naan pour benn feebar. mais mun na faj ñetti feebar wala fukki feebar ki yee sa yaram.
garab dégg nga loolu tam man bu may composé cocktail laay def du ma def pour benn garab rek dégg nga garab bu nekk am na lu ko manqué moroom garab mun na ko mottali cocktail boobu bu ma ko defee souvent damay am résultat boo xam ne sax nit ki waxuma ko macha allah benn góor dafa ñëw di faj ci hémorroïde ma faj ko ba yàlla def mu wér toog na 6 mois amul hémorroïde benn bés mu ñëw te mag la de 45 ans la am bu mu ñëwee mu ne ma dugg rang ba tuuram jot ba mu dugg mu ne ma xamee nga ma ne ko xamee naa kanam bi dem mais xaw ma kan la mu génne kayit bu ma ko joxoon mu ne ma ah yow la mu ne ma mu ne ma damaa ñëw ma ne noo def ki hémorroïde mu ne ma wér na mu ne ma man damaa ñëw gërëm la d'abord may la tamit dara ndax la ma ne ko lan la du keroog lu nga ma joxoon fay nga sa hémorroïde mu ne ma waaw mais faji nga ma loo xam ne waxuma la ko feebaruma ko woon ndeysaan dama ko feebaroon waaw ma ne ko lan la ma ubbi enveloppe bi ma fekk 150 000 francs ndeysaan il est reconnaissant ma ne ko waaw lii góor gi lii bari na de mu ne ma xam nga man am naa 2 jabar mais guddi bu nekk damay sawla ndeysaan bu ma amuloon xaalis ñoom dem nañu bu yàgg ndeysaan mais suma xaalis moo leen téye moo leen téye bu nga ma fajee suma hémorroïde bi ki laa géej a gis saw bi loolu tax mënuma garder secret boobu ma ñëw il est reconnaissant waaw jox ma xaalis bare ma ne ko waa góor gi lii jaru ko lii ñëw wax ma ko rek ma kontaan ki rek doy na mu ne ma non lii moom il faut que ma def un geste donc c'est pour te dire que garab mën nga ko naan pour benn feebar mu faj feebar boo xam ne waxoo ko sax dëgg la loolu day am ki garab xam naa sama question boobu dama koy bàyyi ba ci jeexintal bi bu ko bàyyi non je voulais juste laajte par rapport xam nga sànq yaa ngi wax ne sa maam boobu nga xam ne moo ñëwoon ci dëkk ba takkal kii est-ce que lii nii xam-xam bii nga xamante ne yaa ngi koy bind xam-xam bi nga yor bi la yàlla jox nii amul benn problème pour loolu parce que man j'ai une bibliothèque boo demee fu may liggéey depuis 1978 képp ku ma faj dama lay def dossier dégg nga dafa boo duggee foofu da ngay mel ni bibliothèque la doo xam sax lii lépp a ngi archive la dégg nga étudiants yi sax day ñëw foofu di ki def synthèse ñu def ay yeneen feebar yoo xam ne bu ñu demee du ñu am renseignement bu dee bu ñuy defee bu ñu seetee archive yooyu rek dañu ki mën a jëfal donc y a pas de problème pour ñu rebondir ci question Maam Jaara bi ci diggante ñaari man yooyu bu ndox a beeg bu far man bu mel ni ndox daal baaxul waaw bu far daal moo gën waaw loolu mun naa la ko léegi dañ koy faj waaw dañ koy faj mu far tout ce qu'on peut faire ça est dans les plantes tout bu farul soit daal nga xam wala bañ a xam effectivement wax naa la suma docteur boobu bu ma ne dinaa la décorer daf ma ne woon carrément kii kenn ko mën a faj tant que opéré amul te man gindi naa kis boobu sans opéré amul effectivement dégg lenn la ñu am problème médecine traditionnelle nelawloo nit tant de temps nga def ko beneen garab bu yeew anesthésie mais mun naa wax ne anesthésie nag tam ci boppam ci plante la ñu ko jëlee am na ay plante yoo xam ne am na garab yoo xam ne boo dagg reen yi boo dagg reen yi ma kenn sa bëñ yaa ngi metti nga jël reen yi dagg ko nii nga fóon ko nii tout de suite métit bu nga doon yéeg sa bëñ bi doo ko dégg da koy anesthésier waaw daf ko anesthésie tubaab yi ci garab yi la ñu jàng bi créer anesthésie d'accord beneen bi ñu delluwaat ci wàllu infection yooyu parce que mooy indi infertilité bi ci yaa ngi koy wax sànq si jigéen ci lu jëm ci perte yi am na perte boo xamante ni booy bala ngay fóot danga koy gis mu weex nekk si jigéen waaye bu fóot bi bu col bi di tëju aussi boo fóotee ba muy tëju aussi dafay amaat couche buy génnaat mais au-delà de loolu bu fekkee dafa perturbé infection la da nga war dem pour faju ko et puis bu nekk infection sax day am xet waaw surtout bu amee xet nag ça devient grave il faut nga teel a jóg mais bu amul xet am xet ak couleur waaw da am xet ak couleur effectivement et loolu vraiment c'est désagréable et ça veut dire que ça devient grave noonu lay amee aussi si góor aussi ndoxam day dem ba soppeeku moom tamit waaw am xet am couleur waaw loolu day am loolu day am loolu bokk na ci liy indi infertilité bi waaw mu bokk na ci waaw Gawsu dañuy wax ni tamit set bu ëpp xam nga am na ko fi toogal mu ne
jigéen dañuy jàpp seen kanam di bëgg set di ko bomb ba te xam nga loolu ñu ne baaxul parce que jigéen am na benn odeur boo xam ni loolu c'est forcé ci moom la nekk daal. ba tax day indi ay effectivement trop d'hygiène c'est pas bon loolu tax ñu ne tubaab bi ñu ne il faut laisser l'organe se développer. ba am na bactéries yoo xam ne mu nekkee kii yéen. bu fekkee ne manqué na rek. dégg nga dina am problème. ñooy lekkante sax am na yoo xamante ni microbe yi ñooy lekkante pour mën a former leen. xam naa foofu dañuy wax ci jigéen ñi nga xamante ni dañu def seen loxo pour di raxas seen biir. kanam def saabu waaw dañuy def loolu baax na yooyu ñuy jaayee pharmacie di ko raxasee. waaw mën nga raxas ci kaw. am na lu lay protéger loo xam ne boo ko raxasee rek dootul la protéger. dañ ak aussi ñu baal ma si télé la ñuy waxee suñu mbokk jigéen ñi nga xamante ni dañuy yokk seen neex-neex wala seen capka di jël ay affaires yoo xamante ni aussi bokk na di yàq seen kii mooy jigéen ñi bëgg sëy surtout ñu baal ma di guddi gu nekk da ngay bëgg sa guddi gën a neex ngay def ay affaires yoo xam ne day indi ay perturbation waaw na benn maire bu nekk fii ti leen di jaay yooyu booy romb rek mu ne kaay ndaw si kaay nga ñëw mun la la mu jaay la ko saf-safal waaw mu jaay loolu mooy ñëpp xam nañ ko saf-safal afa am waaye yow toogal foofu man def te mosuma koo dégg waaye yow maire bu màgget la nii dégg ma gën na màgget sax parce que man boo nga xam ne ba tey ça fait ba tey ñuy jaay saf-safal comme géej naa foofu xëy na mu ngi foofu mais nag loolu am na de am na yoo xam ne am na ñoo xam ne dañu koy yor nii di wër ay kër yi jërëjëf di wax Baye Gawsu dañuy ànd ak code yooyu baaxul parce que mi ngi résidence Baye Gawsu dama bëgg a jël code rek ndax mi ngi ci résidence Mamoun moom dafa bokk ci dafa am ñu ñu jël ci parrainage bi juróom-ñaari nit te mi ngi nii teew na Codé waaw soxna Mama Mariba waaw ñu ngi lay tatagal waaw mbaa yaa ngi am jàmm maa ngi leen di ziar alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax jërëjëf ana lu ñu lay tabb foofu noonu juróom-ñaari ñu tabb foofu waaw fii soxna Mariba ñu ngi woon fii ci résidence Mamoun ngir nag teewee conférence de presse bu ñi nga xamante ni ñoom ñoo bokk société civile bokk itam ci conseil constitutionnel ñu copte leen ngir ñu mën a saytu li jëm ci wàllu parrainage du ma ci sori seen mission lañ doon wax lan la maa ngi ak kenn si ñoom muy soxna Rokhaya Gassama bokk société civile waaye itam bokk si ñi nga xamante ni ñoom juróom-ñaar lañu bokk ci ñi war a saytu mbirum parrainage yi maa ngi ak moom actuellement mu ñëwaat rek ci gàttal ci li nga xamante ni moom mooy seen mission foofu ci kuréel boobu xam nga ne lépp ngir jëm ci wàllu élection bi la lépp leer maa ngi ak soxna Rokhaya Gassama soxna si est-ce que mën nañu xam yéen seen mission ci conseil constitutionnel lan la ak kañ lay jeex. waaw suñu mission damay dooree ci ne mi ngi jeex bu élection yi bu ñu déposer liste yëpp ba pare léegi suñu mission en tant que personnalité de la société civile man rek taxawuma fi maa ngi ak sama naataango bu ñuy ne Maymouna Dieng Isabelle Dieng bi nga xam ne moom moo jiite plateforme des acteurs non étatiques suñu mission mooy lépp li nga xam ne day jëm ci defar apaiser suñu institution yi mais également apaiser lu jëm ci élection parce que xam nga dañu am expérience su élection yu tàng depuis 2012 mais mën nañ ko dem fu sore ñu gis ne élection yi chaque fois bu ñu ko waxee rek dafay yëkkati ay fitna te fitna yooyu ñu bokk ñun ci organisation bi nga xam ne société civile moom moo ko ëmb c'est-à-dire que ñi nekk ci biir ay personnalité li nga xam ne nekkuñu ci dem benn parti politique donc ñu ni su fekkee ne am nañu expérience boobu te ñu ngi jëm ci ay élection nañu suqaliwaat taxawalaat solution bi nga xam ne day jëm ci defar mais en même temps di sensibiliser opinion publique bi ci li nga xam ne day jëm ci violence février dafa xaw a yëkkatiku ci fitna parce que c'est la première fois Sénégal di def ay parrainage donc ci loolu ñu ni comme dafa am ay kuréel yu am solo yi nga xam ne ñoom bu ñu waxee élection ñoom la ñuy xool ñoom la ñuy xalaat lu jëm ci ministère de l'intérieur lu jëm ci conseil constitutionnel lu jëm ci Sénat et cetera ñooñu ñëpp collège bi dafa dem waxtaan ak ñoom ba pare waxtaan ak parti politique yi pour rek defar li nga xam ne moom mooy ci élection yu ñu jëm pour mu tëggadeen voilà. donc ñu fàttali ne également kenn payu leen te bénévolat la amul benn payoor amul benn indemnité. ensuite su jeexee kañ lay jeex aussi.
waaw léegi xam nga dafa am li nga xam ne war nañ ko leeral waa ci gàttal mooy personnalité yi nga xam ne ñoom la ñu tànn personnalité yi nga xam ne constitution bi conseil constitutionnel moo leen coopté pour ñu dem jàppale leen ci vérification kii te experts yi lañ fa teg ñi nga xam ne seen xel màcc na ci affaire élection donc loolu kenn fayu leen ci li ñuy liggéey seen bénévolat la ñuy def seen temps ak seen xalaat la ñuy yóbbu ci biir ñaareel bi mooy suñu demee ba processus bu jeex foofu la suñu mission di yem voilà kon maman Mariba yëf yi leer na defe naa ne temps bi ñu xaw a xoj rek ci xam nga timing bi ak télé li muy demee waaw waaye defe naa ne l'essentiel a été dit mu yokk ci tuuti rek. une seconde rek pour wax ne li nga xam ne moo ñu gën a soxalit xam nga dañuy wax ne élection bu jubee rek fitna bi yëkkatiku jigéen ñi ak xale yu ndaw yi dañ ci am wàll c'est-à-dire que bu fitna jógee rek ñoom ci seen bopp fitna bi ci ñoom lay gën a dal donc loolu aussi dañuy yee di wax ne li nga xam ne moo ñu tax a jóg mooy que jigéen ñi nee nañu ñoom xaw nañoo tiit aussi donc nañu wàccee ñu am confiance ci ñun lool ñun ñu composé collège bi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci suñu ginnaaw pour que vraiment Sénégal dem ci élection yu apaisé dem ci élection yi nga xam ne du yëkkati benn fitna. jaajëfal la ko bu baax soxna Rokhaya Gassama bokk ci collège bi nga xam ne ñoom ñooy saytu mbirum parrainage bi lii lañ mënoon jàpp tey ci fii ci résidence Mamoun ci conférence bi nga xamante ne nii Mouniaye Cissé ak professeur Babacar Gueye ak ñi mu àndal yëpp amal nañ ko fii ngir wàllu parrainage bi ak lépp lu jëm ci wàllu élection présidentielle bu 2019. jërëjëf Codé kon en direct la woon foofu ci résidence Mamoun kon yal na yàlla fayal ñu ko xam naa dañuy dellu siwaat rek ci Baye Gawsu ak laajte yi ndax xam naa li des ci waxtu bi bëreetul. waaw man moom li may kii paa bi man tout le temps dama koy gën a ñaanal yàlla subhanahu wa taala parce que au delà li ñu toog nii sax man daf may permettre may gën a gisaat ay mbir yoo xamante ne ci domaine bi may jàng par rapport ak texte prophétique yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox parce que sànq dafa wax benn mbir que ni te loolu dafay encourager nit parce que dañoo dem ba nit ñi gëm médecine moderne te avant médecine moderne am na lu fi nekkoon sànq ki dugg si Ahmad mu ngi koy wax ne yàlla mooy kiy faj te loolu yàlla subhanahu wa taala da koo teel a déterminé wa ida maridtu fa huwa yashfini mu waxaat tamit que ne léeg-léeg garab nit ki xam na ko wala nit ki ñàkk ko xam nga loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne yàlla wàccewul benn feebar lu dul wàcce na ci wàll ga la koy faj jàngoro mi bu koy faj saafara salaamaaleykum maaleykum salaam na ref maa ngi fi alhamdulilah waaw maa ngi leen rafetal bu baax ñu ngi lay góor bi jëlaat baax na waaw na kit pa mu jël la ci suuf Mohamed léegi bu ko defee ki ko xam na ko ki ko ñàkk na ko xam loolu dafay tax que ne tey ñi nga xamante ne ñoo nekk ci réew mi ñu continuer li nga xamante ne moom mooy recherche ñiy def parce que yàlla dëkk bu mu wàccee ñu fay nekk lekk gam fa wàccee la leen di faj tamit mu ngi foofu léegi nit ki li yone le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam wax ne ki ko xam na ko ki ko ñàkk xam moo ko réere kon loolu dafay encourager nit ki pour muy gën di xóotal li nga xamante ne moom mooy ay gëstam parce que bu njëkk ba feebar da daan am laata médecine moderne di am te teewul nit ñi dañ daan faju léegi foofu li may wax moo di ne est-ce que par rapport ak plante yi nga xamante ne moom la ñuy joxe moom ngeen di joxe yépp ci biir réew mi la wala léeg-léeg dina am yeneen plante yoo xamante ne dañ koy uti ji feneen par exemple dañuy wax ne bokk na ci li nga xamante ne moom mooy dooleel ndoxu góor tóttooru garabu tàndarma te fii Sénégal amul kii nii est-ce que am na yeneen yoo xamante ne ñu ngi fii ci biir réew mi am pagay mais man daal lu may utiliser comme matériel di faj 99% bu fekkee ne téeméer la juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent yëpp fi wuy sax Sénégal macha allah am na garab yoo xam ne dama koy indi Mali wala Nigéria wala Burkina Faso yooyu am na mais lu gën a bare daal lu nekk biir Sénégal waaw parce que am na garab yoo xam ne nekkoon na fi Sénégal mais nekkatu fi effectivement dégg nga feu de brousse ak yeneen sam nag yi ay yooyu tax na ba garab yooyu manqué yooyu boo demee Burkina Faso dama koy am foofu am na plante yoo xam ne boo demee Sikasso au Mali par exemple mu ngi foofu te amoon na fi Sénégal mais léegi amatu fi dégg nga am na yu mel ni comme petit cola amoon na Casamance mais baratul
mais am na yu jóge Nigéria dégg nga yooyu bokk na ci suma garab yi tamit yi ngay faj waaw am na keneen ku ñëw ñu tatal ko allo asalaamaaleykum allo maaleykum salaam soxna Mama. waaw noo def soxna si ziar nañ la. ñu ngi delloo ziar ñu ngi nuyu ci sëriñ bi bu baax a baax. jërëjëf mi ngi lay fay waaw man de dama ko bëggoon laaj est-ce que parce que man dama xaw a feebar daal. massa damay miir dem naa def ay analyse def naa lépp mais dara métti ma bopp bi métti wu dara métti wu mais damay miir di miir ba du ma mën a def dara. waaw ma bëggoon xam daal lan la ma ciy conseillé wala mu wax moom fan lay nekk daal. da ngay miir nga bëgg a faj. miir waaw vérifié nga sa tension ak yooyu. tension beeg yëpp vérifié naa ko. bàyyi def naa ay analyse def naa. waaw xam nga miir moom. lu koy war bari na. tension bu yëg. bu passé fu mu war a yem. day joxe miir. tension bu wàcc lu ñuy wax hypotension. bu passé fu mu war a yem. day indi miir. anémie c'est-à-dire manque deret dégg nga bu sa deret matul fu mu war a yem. day indi miir. dégg nga yooyu yëpp il faut que ñu xam. cosaan bi def naa ay analyse xoolal nañ ma bindal nañ ma nag ay fer ak ay ampoule ak. waaw kon kay xam nga comme fer ampoule moom léegi daal des na daal. dafa des ñëwagul. waaw ba pare temps yee dañoo ma mais dama doon fobeere après ma daanu. léegi nag dafa ñëwaat. d'accord est-ce que yaa ngi jël say garab normal parce que fer ak kii moom bu ñu la ko waxee rek am na lu manqué foofu. waaw anémie la normal moom maa ngi koy jël normal. waaw baax na kon wàccal ci suuf ñu jox la numéro nga jokkoo ak moom incha allah. waaw d'accord incha allah jërëjëf waaw bul quitté. dafa am ku laaj léegi ndax affaire tux tamit. waaw la ma ko yónnee mu ngi sama waaw cigarette ndax day wàññi impuissance. wala infertilité. kii moo ko laaj cigarette moom baaxul. bien sûr bien sûr. cigarette baaxul. am naa benn patient boo xam ne dégg nga. tàggoo na ak ñaar jabar. kenn amul doom ci moom. ba mu ñëwee wax ma problème am wax lépp. parce que moom ma wax ne amoon na ñaari jabar ma ne ko tant que bàyyiloo cigarette doo am doom mu ne ma lu tax nga wax loolu te tuxkat cigarette tàng fi am page doom ma ne ko xëy na ñoom nuñ koy tuxee ak yow nu ngay tuxee du benn cigarette nicotine bu nekk biir cigarette bi ça paralyse paralysie spermatozoïde yi day wàññi spermatozoïde daf koy rey sax dégg nga nit ki buy tux cigarette mu def spermogramme ba mu toog ay bàyyi cigarette ba mu toog yeneen jamono mu dem def spermogramme bi du nekk benn donc cigarette day wàññi fertilité de l'homme. waaw parce que goudron la. goudron nicotine baaxul kii waaw dégg nga et puis cigarette daal dañ ko bëgg mais et puis moo nekk produit bu nakare bay cigarette sax moo gën a bon alcool cigarette moo gën a bon alcool parce que alcool moom ku koy naan rek lay gaañ mais cigarette ku koy tux da koy gaañ entourage am na solo am na mbokk mu egg si ñu tatagal ko asalaamaaleykum waaw maaleykum maa ngi siyaar bu baax ñu ngi delloo ziar waxtaan bi am na solo lool yéen a ko moom numéro paa bi da laa soxla woon waa na kit paa ñu jox la ko ci suuf jërëjëf ñu ngi leen di jaajëfal waaye gaw su bala ñuy tàggoo ñu ngi ci diggante infertilité mooy thème bi am na xale yoo xamante ni dañuy judd rek infertile am na ñoo xamante ni day dem ba benn âge bi ñu commencé manqué yooyu ndax âge bi daf ci joué âge daf ci joué parce que nit bu demee ba nekk mag waaw sa chance am doom day wàññeeku day gën a wàññeeku ci góor ak ci jigéen waaw que ça soit jigéen wala góor dégg nga jigéen dañu koy wax ni ménopause waaw góor ñu ne ko andropause waaw foofu laa bëggoon junj testicules yi du ñu mën a liggéey du ñu wan a kii léeg-léeg sax bu amee loolu mooy indi xale malformation yi waaw surtout waaw loolu mooy indi malformation ak sëy yu bëri yi aussi sëy yu bëri yi parce que dañuy faral di wax ne sëy toujours bu njëkk bi daanaka moom ngay réussir pour doom fécondé waaw sëy yu bëri deuxième bi dañuy faral di wax ne deret la Mohamed sëy bu bëri day indi infertilité d'accord waaw sëy guddi bu nekk nga di ko def c'est une façon d'infertilité waaw parce que d'ailleurs la preuve docteur yi bu ñu bëgg a xam
ndax tu es fertile wala déet dañu la ne carrément bul sëy ñetti fan d'accord boo sëy la ñetti fan boo ñëwee ñu defal sa spermatozoïde seet ñu xam ndax tu es vraiment fertile wala mais bu kenn guddi bu nekk yaa ngi sëy boo demee da ngay sëy rek pour sëy sëy pour le plaisir rek d'accord pour chance am doom day néew allo waaw salaamaaleykum waaleykum salaam ñu ne soxna si na ngeen def ñu ngi fi alhamdulilah waaw ñu ngi leen di gërëm di leen sant kenn ci jërëjëf jërëjëf waaw numéro góor gi lañ soxla woon waaw nekkit pas waaw man de maman taxawa tey jigéen ñi woote wuñu lu xam non parce que góor ñi la yitteel débat bu nekk waaw voilà émission bi am na solo parce que gis nga bi ñuy tàmbali 2 semaines yi passées yi yëpp parce que góor yi la ñu accusé léegi góor yi ñu ngi jóg pour révolte bi fi war di ñëwee jigéen ñëpp ñoo doon woote tey bi procureur ñëwee góor ñëpp incha allah solution man benn question la bu woon laaj sama maam est-ce que par exemple góor mën na sëy par exemple mu am jabar mu am ci moom doom far kii ñàkk mën a am doom dab ko ci biir kii doxalin parce que léeg-léeg di nga gis couple boo xamante ne ku góor ki moom fi muy basé mooy man am naa doom ba du tax boo dégguloon suñu émission bu mardi passé waxoon naa un cas comme ça dama waxoon ne gars yi amoon naa sama benn xarit ñaar jabar aaw bi am na juróom benn doom ñaareel bi am na ñeenti doom sëriñoom war si loom jokkoo doomam bu jigéen bu am 20 ans xale bi nekk na ci moom pendant 25 ans 5 ans yi mu def musul ëmb surtout biir bu yàqu am musul am dégg nga muñ dem du ko dugal fu nekk ñu nekk defe ne xale bi la mais bu mu ñëwee ki ma ne ko est-ce que yow seeti nga sa bopp mu ne ma non non aw ma man aw ma problème ma ne ko amoo problème mu ne waaw ma ne ko lu tax nga wax loo mu ne parce que suma aaw bi am na juróom benn doom suma ñaare bi am na 4 doom moom rek moo ñëw ça fait 5 ans mu ngi foofu indiwul dara kon moom la dégg nga te fekk na def na analyse yëpp bu ma yor ma ne ko kii analyse yoobu yëpp baax na mais góor gi bul ma indi problème demal seet sa bopp mu ne ma de du dem ma ne ko boo demee nag kon nag jëlee sa baax nga dem parce que man je te dis la vérité parce que kii gisuma dara lu ko tere am doom dégg nga mu dem toog yeneen fa mu toog rek xelam nangu xam naa ne dégg laa ko wax mu daal ñëwaat mu ne ma léegi lan laa def ma daal di ko ne d'accord si tu veux partir la man mun naa la bind bulletin bu nga war a dem ñu defal la spermogramme ma bindeel ko bulletin d'analyse du spermogramme mu dem def ko ma ne ko bul sëy pendant 3 jours 4e jour nga dem ñu defal ko mu dem defal ko ñu jox ko résultat muy ni ma résultat bi ma ubbi enveloppe bi lire ma ne ko jégal lire bu mu liiree mu ne ma je n'ai rien compris ma ne ko docteur mu ne sa maniw bi dara nekk fa bu lu war a sax agiospermie totale sa maniw bi ndox kese mooy génne mais spermatozoïde dara amul mu ne ma loolu lu ko waral ma ne ko lu ko waral xëy na danga amoon infection boo kiwul mais comme xamul nañu uti beneen analyse ma def ko beneen analyse bu ñu wal sax mu dem seet ko ndeke dafa am varicocèle bilatéral ñaar côté yëpp dañu fàtt ndox kese mooy génne man spermatozoïde duñu mën a génne bu mu waxee ma ne ko waa gis nga bi résultat wane na lu taa sa maniw bi sa résultat bi spermatozoïde nekku fa mu ne ma lan la ñuy def ma ne ko ñaar solution moo am bu gën a gaaw mooy nga dem def opération bu ndaw la du la jël ça pour 1 semaine mu ne ma dem tëdd hôpital ma ne ko naaw mun nañu la ko defe nga ñibbi sa kër kenn du la xamal dara dégg nga loolu du dara ma nax ko ba mu d'accord ba mu dem def yëpp dégg nga mu ñëw ma ne ko léegi wér nga 1 semaine naa ngi nii wér nga amul benn problème jële garab bi nga naan fii fi 2 semaines tant que jeexul daal bul ñëwaat fii continuer naan garab bi yàlla def mu naan 2 mois 3 mois 3e mois yëpp ñetti jabar yëpp am loolu voilà waaw ñetti jabar yëpp kii jël ëmb Ndey Kumba waaw ñetti jabar yëpp kii dafa aussi une semaine beneen semaine rek keneen aussi beneen semaine baa nga ci turando waaye maa ko jënd xar ngay wax mu ne ma yaa ma dugal coono bi yëpp léegi benn xar bi yaa ko dugal coono kay loolu day am c'est pour répondre day dab góor te du ko xam day dab góor pour juste pour góor ñi xam ne léeg-léeg di nga gis koo xam ne dafay takk soxna gis naa koo xam ne loolu doon bàkku ki jabaram ne ko yow amoon nga doom
man tam amoon naa doom fu ma seyoon. waaw léegi ñun ñaar yëpp ku nekk amoon na doom léegi bu ñu mun a am doom da nga war a jóg ma jóg. dem seet dem faj ji mooy dëgg mooy dëgg. mooy dëgg. Maam Diarra man xam amoon naa naa doom sa dernière question ak ndénkaane bi rek. des fois ñu ne rab dafay tere jigéen mu am doom ndax yow loolu plante yi ngay yi ngay jël nii ndax am na ci boo xam ne tey mun na dimbali jigéen bi nga xam ne rab da koy tere mu am doom beneen bi aussi ñu ne ndoxum siti dafay lakk butitu njurukaayu jigéen. waaw endocité infection la rek. voilà léegi est-ce que yow comme ça jigéen bu amee ndoxum siti bu ñëwee si yow. endocité dina tere effectivement nit am doom mais affaire rab moom bu bokkul suma kii bi mais lu am la mais lu gën a bare fajkat yi bu ñu xamul sa feebar rek ñu ne rab la xam nga bu ñu ne rab rek déjà c'est mystique. waaw dégg nga c'est pour augmenter le cachet rek pour ñu gën a taxé mën a faj rab bi ñu gën non mu gën a du nga gën a fay. d'accord parce que d'habitude boo ëmbee ñaari weer ñi nga xam ne dafa infecté mën na ëmb bi taxaw tuuti rek doom bi yàqu. mooy li muy wax ne boo géntee di sëy ak góor rek sa ëmb yàqu. voilà mais nag am na feebar yoo xam ne boo ko amee. facilement avortement bi am par exemple góor gi amee drépano